Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous sur Télévision Futur Média. Je ne me vois pas encore, hein. Je ne sais pas si je suis à l'antenne ou pas, mais l'essentiel mooy maa ngi nuyoo di leen nuyu gërëm leen ci ànd bi ak Télévision Futur Média. Xam nga bu ñu dee feeñ dafa am lu ñuy tegal ñuy gis suñu bopp mais tey gisuma sama bopp moo tax xaw ma ndax maa ngi ci kaw. Je pense que oui, voilà. Merci tonton Mac moo nekk ci cabine technique bi ak ñeneen ñi. Tey tombé na ak vendredi 6 mars 2020 exactement 9h10 mooy doog a jot. Bienvenue ñu fas yéene àndandoo ak yéen fii ba 11h. Tey ci vendredi bi mooy yeewu leen bi mujj ci semaine bi li ñuy njëkkee mooy téléservice bi tàmbali ko ak xibaaru jaww ji jàll ci tableau bi nga xam ne ni ci la ñuy sukkandiku pour xool température yi suba gi ak ngoon gi dëkk bu nekk ak li muy yendoo wala li mu nar a yendoo tey ji ci vendredi bi. Alors gis ngeen ni tey daanaka thermomètre bi ci dëkk yu bëri dafa ne diggante 23 jàpp 24 ba 26 degré ci dëkk yu bëri par exemple Dakar. yeew na tey ak lu toll ci 23 degré Linguère ak biir Sénégal 23 degré Saint-Louis 26 Podor 27 Matam 28 Tambacounda 30 Kédougou 26 Kolda 24 Ziguinchor 23 Kaolack yeew ak 28 degré Diourbel 32 Linguère 23 degré bu ñu demee nag ba ca kanam fekk naaj bi gën a jóg ci la ñuy am maximum yi ci dëkk yu bëri météo du ñu xamal ni mën na dem ba 40 jàpp 41 ba 42 degré boori Tambacounda gis ngeen ni daanaka suufu Sénégal yëpp ay 40 degré ak 41 boori Ziguinchor Kolda Kédougou ba fi nga xamante ni moo di Tambacounda 40 degré jàpp 41 degré diggante Linguère Diourbel ak fi nga xamante ni moo di Kaolack mën naa wàññeeku tuuti am na ci dëkk yoo xamante ni fu mel ni Matam maximum am tey dina toll ci 37 degré Podor 36 Saint-Louis 37 Dakar 36 degré bu weesoo température yi géej gi ak waxtu marée yi alors waxtu marée haute yaa ngi nii bu njëkk bi ca kanam la ko météo di seetlu bu 10h40 du matin jotee marée haute bi ci topp daañu ko am tey ci guddi gi exactement bu 23h57 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ci fajar gi la ko météo seetlu bi 4h32 du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am tey ci ngoon gi bu 16h28 jotee waxtu yi nga xamante ni moo gën a baax wala moo nar a gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi waxtu yu njëkk yi daanaka jàll na guddi gi la woon diggante 3h du matin jàpp fajar gi 5h06 du matin ngoon gi diggante 14h 15h30 jàpp 17h30 mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi et puis consigne bi bu leen ko fàtte seen ay gilet de sauvetage à ne pas oublier puisque xoddeeku balaa ngaa lakkale jant bi dantiwul tey benn yoon xëy na bi 7h29 jotee dina tëddi guddi gi bu 19h16 jotee. ñu baaxee leen tamit ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi ak agence bi nga xamante ni moom moo koy saytu boobu ba tey ñu leen di ñaax ngir ngeen gën a moytu pollution bi ak xale yi nga xamante ni ñoo amee jàngoro soit asthme wala mag ñi nga xamante ni ñooy suivre ak traitement ak yenn ci ay jàngoro yoo xamante ni dafay laxasu ci ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi donc ngelaw loolu bu amul qualité rek dafay indi ay gàllankoor donc jeexitalam ci wàllu wér-gu-yaram mën naa xaw a sooxe. Donc tey lii la ñu jot qualité amul du tout ci ngelaw li ngay xamante ni moom la ñuy nooy surtout ci Dakar ak li ko wër diggante Guédiawaye Yoff HLM Bel Air Médina ak Cathédrale je rappelle que ñi koy saytu pour le moment Dakar rek la ñu mën a nat amaguñu ko ci yenn gox yeeg gox-goxaan yi moo tax ñu leen di baaxee que indice su qualité air bu Dakar donc actuellement couleur bi dafa orange bu dee dafa orange nag ça veut dire que amul qualité du tout ngelaw lu ñuy nooyi baaxut donc pour les personnes sensibles mën nañu éviter seen ay déplacement ba noppi itam fournir moins d'effort physique xët-xët geeg dang-dang gi na ngeen ko wàññi bu dee da ngeen sensible surtout ci wàllu wér-gu-yaram parce que ngelaw li nga xamee ni moom la ñuy nooyi amul qualité du tout donc indice bi tey dafa orange et saa yu orangé ça veut dire que baaxul donc loolu ñu ngi ci gërëm bu baax waa ministère de l'environnement ak li nga xamante ni moo jëm ci pollution wu air bi ñuy noy fii ci Dakar capitale bu Sénégal ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média xanaa fàttaliwaat leen ni bu ngeen bëggee tàggoo ak kumpa bu leen fàtte mën ngeen am habitude di yër suñu site internet bi xam naa bu ca kanamee ñu won leen page d'accueil bi mais d'abord dañu leen di baaxee waxtu julli yi tey ci vendredi bi mën ngeen sukkandiku ci tableau bi le ndax bu ngeen bëggee di am ay waxtu julli te dëkk foo xamee ni amul jàkk mën ngeen noter et puis ngeen def ko alarme ci seeni téléphone portable fajar gi
jullee mu ngi ci 6h18 du matin tisbaar 13h23 lu nu koy julli takkusaan 16h43 timis 19h21 et puis gée daañ ko julli 20h25 suñu mbokk chrétien yi nag ñoom ñu ngi ci seen jamonoy koor ñoom ci bërëbu jullikaay yi nga xamee ni fa la ñuy dem ay heure fixe la ñu am cathédrale 7h ak 18h30 lay am messe martyr de l'Ouganda 6h30 ak 18h30 église bu Saint-Joseph benn messe lay am tey ci ngoon gi lay doon bu 18h30 jotee donc maa ngi leen di wax sànq ni mën ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn page d'accueil baa ngi xalif général lu murit yi moo ne ci page d'accueil bi ak jàngoro ji nga xamee ni mooy coronavirus le discours d'apaisement du xalif des mourides lam ca wax ak li mu digle à lire tey ci suñu site internet muy www.igfm.sn et puis réseaux sociaux yi ak 8 mars bi jigéen ñi la ñu ko jagleel dafa am hashtag bu ñu créé tuddee ko vraie femme africaine ak lañ cay teg donc hashtag qui renverse les clichés sexistes naka la mbir moomu demee ak naka la juddoo explication yi ci biir suñu site internet di www.igfm.sn et puis évolution wu jàngoro ji la nga xamante ni moo di coronavirus mën ngeen ci am ay xibaar yu wér te wóor ci suñu site internet bi di www.igfm.sn mu ngoog donc li ci des dañ leen di bàyyi ngeen xoolal ko seen bopp bu ko defee ngeen mën a tàggoo ak kumpa ak suñu site internet exactement 9h16 mooy doog a jot ñu leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba ci kanam Oustaz Pape Hann fekk si ñu yaa Oustaz maa ngi lay nuyu di la ziar di la ndokkeel bu baax a baax a baax a baax Oustaz. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara di la ndokkeel ci aljuma ji di ñaan yàlla may nu fekki aljuma ji di ñëw ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñaanal xalif généraux yi ne ci biir réew mi yëpp ñaanal njiitu réew mi ak kilifa yi ne ci biir réew mi yëpp rek di ñaan yàlla defar sunu mbiri àddina yàlla defar sunu mbiri àllaaxira ñaan borom bi subhanahu wa taala alaaj pap yàlla doolu ñoo xiir ci boppam yàlla doolu ñoo bëggloo boppam yàlla musalu ñu nag ci musiba ak balaa kasara gàttu fan deegu ñaaw deewu mbetteel gàttu wërsëg gàcce yàlla na ci yàlla musal feebar bii dugg ci réew mi wër àddina ñaan borom bi subhanahu wa taala fii mu yem yàlla na fi yem ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alaaj pap maa ngi lay ziyaar bu baax a baax macha allah ñu ngi delloo charia oustaz di fàttaliwaat ki nga xamante ni moo di Chérif Abdourahmane Fall Tilala génnuk àddinaam sarax si daan ko amal samedi moom it nekkoon soo wëllëre yaa oustaz nit ku baaxoon ñun itam ñu fonkoon ko lool bi mu génnee àddina ak léegi doon mbir moo xamee ni ñëpp a ko naqarlu oustaz ñëpp a ko naqarlu laaj pap mu bette lool di jàmbaar ci diine ji moom Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla yokk kaweel aljanaam yàlla yokk yeesal yërmande ci kawam moo ko soxnaam ak xaaji bu fay sunu soppi boobule moom itam Chérif nekkoon jëmm joo xam ne alaaj Pape ñëpp la sopp dama dajeek moom kër Lamine Faye kër Sukayna Fall ñuy reerandoo maak moom mun ma yow moom Pape Hann yow dama laa bëgg rek xaw ma lu tax ma bëgg la nii rek waaw ma ne ko kon de man àjjana laa jëm ndax yéen nitu yàlla yi ku ngeen sopp rek noonu laa ko waxee keroog ndax Chérif Abdourahmane Fall bari na ñoo xam ne neewoon na ci yoon wu dëng mu jubal leen ci ay xale waaye mbaax gi ne ci moom ak yiw gi nekk ci moom waaye alaaj Pape ñun ñëpp ñu ngi saxaar si ku àgg sa gaar wàcc dëgg la de Chérif nag gaaram la àgg wàcc na soxnaam soosu gaaram la àgg wàcc na bu fay mi nga xam ne léppam la ñoom ñaar gaaram la àgg wàcc na ku àgg sa gaar rek wàcc ba tey jii am na ñu génn àddina kon dañuy dox nii rek ni dafay dox nii rek xamoo kañ la ak naka la kon nu ngi ñaan yal na ko suufu Touba sedd ca kawam yal na ko Cheikhul Khadim soppeem ba yal na ko Sidi Ibrahima moom boo déggee ma naan Sidi Ibrahima ci moom laa ko déggee moom Cheikh Ibrahima Fall cofeel gi mu amoon ci moom waaw noonu la koy woowee Sidi Ibrahima waaw bi ma njëkkee dégg mu wax ko rek yëf yi dugg sama xol sama yaram daw moo tax ma naan Sidi Ibrahima yaa bëggoon maam Cheikh Ibrahima Fall lool di léppam yal na yàlla yokk leen yërëm yal na yàlla kaweel seen aljanna ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam Chérif la Mauritanie la fekk baax waaye soppoon lool maam Cheikh Ibrahima Fall ba noppi itam genn wàllu njabootam yëpp ci kër Sidi Hadj Malick la ñu bokk ca la ñu bokk moo jur soxna Khady Fall moo jur soxna Khady Fall
maanaam yaayam soxna Umu Kulsum mu sëriñ Babacar si moo ko jur waaw soxna Umu Kulsum bu sëriñ Babacar si moo ko jur kon nu ngi koy jaal soxna Xadi bu baax a baax a baax a baax jaal ko sëram yi ak frèram yi ndax moom itam sëriñ Abdourahmane Fall di njabootu Cheikhul Khadim di njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall dugg kër Seydil Hadji Malick am fa soxna looloo lay wan mbaaxu mag ñi alaj pap waaw Sërif nag jikkoom may na ko mu fu mu dugg ñu may ko soxna Sërif wilaayaam may na ko kër gu mu dugg mal ñu ubbil ko loolu nag cër la bu yàlla defoon ci moom waaye nag la Sërif boo waxtaanee ak ay njabootam mbaa nga waxtaan ak ay soxnaam mbaa nga waxtaan ak ñi ko jege jikko ju tedd ji nekk ci moom alaj pap kenn xamul nu mu toll wala luy kamal la kon lii betti na lool ndax day dafa metti rawatina ko sori ci sa xol jékki-jékki rek ñun la dem na noonu dafa metti di ko jaal nag Lamine Faye mi nga xam ne ca këram laa ko xamee moo tax ma xam ko ak soxna Sukayna Fall nga xam ne Chérif moo doon denc seen yaay ñoom yal na yàlla kaweel seen aljana ñoom ñëpp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wasalaam alaaj pap mu ngoog donc ñu ngi koy jaal Sénégal yëpp Chérif Abdourahmane Fall Tilala ëllëg la ñuy amal sarax si ca këram ga ca boori Nord Foire ci côté terrain basket bi foofee la ñu koy amalee ñu ngi koy jaal Sukayna Fall Sukayna Lamine Faye Mama Ndoy ak Khady Fall ak kullu ku bokk rek ci njabootam bokk na ci ay taalibeem ay jëwriñam ñu ràññee ci Serigne Modou Guissé mi nga xam ne at bu jot bu dee amal programme bu mag boobule ca Kaolack Chérif rek la koy njukkale di fàttaliwaat itam ni xam nga saa yu ñu duggee ci weeru koor ba mu def ay fan am na programme bu mag bu muy amal ci esplanade du ñaari tali bi loolu itam kenn dootu ko fàtte ndax ñu bëri dañoo judd màggee ci programme yu am solo yooyu la nga xamee ni mu ngi jëm ci wàllu diine ak yoon wu rafet bu baax kii ko nas di Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñu ngi naa ñaan suufu Touba sedd ca kawam ñun duñu jóg ci di ko rendre hommage ndax wayjur la woon ci ñun démb itam lañ doon amal màggalu Poroxaan soxna Jaara Buso genn jigéen ju am màggal Poroxaan fees del sant yàlla ndax mbir mi tàmbali na ba jeex te ya ñu doon njort xawoon koo ragal sax jotu fa am waaye démb daal Poroxaan gépp yëngu woon na ndax jigéen ji di soxna Jaara Buso yaa Oustaz yëngu woon na jigéen ju tedd soxna jaaratullaahi yal na yàlla yokk leeram yàlla kawel aljanaam soxna jaaratullaahi ku liggéeyal borom bi subhaanahu wa taala soxna jaaratullaahi waaye wuy juróom bu jigéen di maam astawaalo nga xam ni ci keppaaram la soxna jaaratullaahi mokkalee alquranul karim nga xam ne la waykat arab ba waxoon ni nii ma mel nii rek laa war a mën a mel ñu laaj ko lu tax mu ne ñi ma meññ tax da ci am koo xam ne boo ko dëkk ma lay dugg ci askanam ka ko jur doo ci génne ku dul ko am wilaaya alaaj pap ñëpp dañuy nekk ay waliyu waaye itam yitte pas-pas kenn ku ci nekk lay yàlla def ci yow soxna jaara nag ci yitteem ju kawe wax nañu ni keroog bañ koy dénk sunu maam Mor Anta Sali bañ ko waxee dafa ni laaj ndax mokkal na alquranul karim ñu ni ko borom daara la mokkal na alquranul karim soxna jaaratullaahi sawar ngir àggale jaamu yàllam ci sunu maam ju tedd joojule soxna jaara nag lii mu am ba meññ ku mel ni Cheikhul Khadim lu mu jaayanteeg borom bi subhanahu wa taala la alaaj pap jigéen buy dëkkmal ñu muur la wala nga dëkkmal jëm ci sa kër foofu bu la neexee nga waat dinaa fa am doom ju baax mbaa danaa fa am doom ju bon mbaa danaa fa am wulliyu loolu jigéen rek moo ko mën a garantil boppam waaye soxna jaaratullaahi Cheikhul Khadim mi mu am tey jii boo demoon ne ko xam na Cheikhul Khadim waaye tey bu dellu si waatoon tey ñu laaj ko ne ko ndax xalaatoon nga ne di nga am ko mel ni Cheikhul Khadim mu ni xam naa ko mu ni xam naa ne dinaa am ko mel ni Cheikhul Khadim ndax ba mu xoolee xam ne yonentu jeex na mu ni waaye dinaa fi jur koo xam ni jant lay doon koo xam ni ku lëmbi àdduna lay doon te pouvoir boobu jigéen rek la ko yàlla jox alaj pap ndax yonentu bi alayhi salaatu wasalaam toog naag saxaaba yi ñaari gileem romb daal di sujjóot continuer seen voix saxaaba yi ne ko ñi ay mala lanu ñun ñoo leen gën ay nit lanu bàyyil ñu lay sujjóotal rasul ni su ma doon digal nit muy sujjootal moroomu nitam kon soxna laay digal mu sujjootal borom këram waaw kon alaaj pap nga xam ni diwa nga neen dem loolu yaay moo koy liggéey diw la nuy xaar loolu yaay moo koy liggéey waaye bu fekkee sa borom kër boo waxee nga tàcc ko ñettal sa borom kër bu la santee dara nga yéexamtalu te naan dama ko fàtte woon xoolal Mame Mor Anta Sali ba mu ko dénkee sàkket ga ne ko jàppal ma fii mu jàpp ko taw bi sotti ko ci kawam wala bu la nee benn nga ne ko fukk ak juróom sax nga koy def ba taw bi sotti ko ci kawam yàgg sa tagal gi lépp jàpp ko dënnu yi jàpp ko ba Mame Mor génnaat ne kii ku mu doon mu ne ko man la soxna Mariama looy def fii mu ne ko yaa ma jàppaloo woon lii
alaaj Pape loolu xam nga ni kooku kuy wër ku dégg ndigal ba ñëw ci soxna jaara da nga ca yam kon màggal googu nu koo defal ñi fa dem lépp yàlla na ko yàlla def muy leer kaamile nu fa jàng xam nga jaara yi nekk Poroxaan nga xam ne dañu mokkal alquranul karim kenn xamul nu mu toll kaamile nu jàng yéene ko yal na yàlla yokk leer ci ay jigéen alaaj Pape la fa nekk ci ay jaara kenn xamul nu mu toll kenn xam da ci am koo xam ni jëmmam rek not na continent waaye soxna jaaratullaahi moom jëmmam rek alaaj Pape not na continent boo duggee doguma la dem naa Poroxaan man laata màggal gi bërki démb samedi Poroxaan laa yendu boo duggee ba gis xale yu ndaw yi sa ay moroomu doom ñoom ñëpp muuru sol ay yére yu wert ku ci nekk yore kaamil sa yaram dafay daw day daw alaaj Pape sa yaram day daw nga xool soxna jaaratullaahi dem na te dundam yàggul waaye xoolal ci ginnaawam li mu defar ci doomu aadama xoolal ci ginnaaw li nu ko tuddee ci ay jaaratullaahi waaye xoolal ki mu am loolu nag yàgg na ci jigéen Sayyidatuna Khadija Sayyidatuna Aïcha ku mel ni Sayda Nafisa nga xam ni moom la Muhammadul Busayri waxoon ni ko waristi sifaatil Mustafa wa ulumahu wa fadlakuma lawla nubuwwatu la waahidu ne ko donn nga yonent bi ci jikko donn nga ko ci lépp li la wuutale ak moom li nga nekk jigéen rek mu nekk yonent nubuwa gi ko yàlla tappal moom moo la wuutale ak moom nga xool soxna Mam Fawad Wele Mam Asu Jànqa nga xool nit yàlla yu jigéen yooyu nga xam ne alaaj Pape nga xam ne lu ne daj nañ ko ci coono jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye sellal seen digganteeg borom kër loolu tax ñu am góor yàlla toll noonu alaaj Pape macha allah donc démb lañ doon amal màggaluk Poroxaan ñu cee ndokkeel njabootu Serigne Mountakha yëpp xalif général lu Mouride sunu Serigne boobule yàlla na fi yàgg te ànd ak wér ndax moom lu jiitu muy doon xalif dañoo mus a ràññee taxawaayam ci màggaluk Poroxaan. ci màggaluk Poroxaan xam nga Serigne Mouhamadul Mountakha nga xam ni moom boo ne ko jàkk xam ni cegaayu yàlla yàlla. gis nga alaaj Pape wëllu yu lu mu wax yàlla def. xam nga màggaluk Poroxaan gi ñëpp tiitoon nañu. ne mën nañ ko fomm. ndax feebar bii dina ci dugg. waaye alaaj Pape am na ci dëkk yoo xam ne boo fa àggee am nga sécurité. la yàlla waxoon Makkatal Mukarram man Makka gii nuy tiit sax dama ne jarul nuy tiit parce que yàlla ne wa man daxalahu kaana aminan ku fi dugg am nga sécurité comme Seydi Mouhamadul Mountakha nga xam ne dafa donn Seydi Mouhamadul Bachir mais donn maamam Cheikhul Khadim waaye itam taxaw tey lañ naan la ca maam sëta koy jël la ca maam sëta koy jël mu toog soxna jaaratullaahi nga xam ne day dem ba la yàlla waxoon ne minal mu'minin rijaalun am na ci góor ñi ñoo xam ne ay góor lañu foofu nag rijaal googu góor la ak jigéen yenn saa yi nga taxaw sa taxawaayu maam tey jii mu taxawaayu maamam soxna jaaratullaahi taxawaayu maamam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñaanal ko mu yàgg fi lool te wér lool te garanti nit ñi nga xool kàddu sëriñ Bassirou Abdul Khadr démb nee na sëriñ bi nee na Sénégal na ñëpp dalal seen xel lii insha allahu taala dinañ dem ba fàtte ko kon feebar bii dugg fi alaaj Pape yàlla na ko yàlla gaaw génne ndokkeel soxna Baali Muntaxa nga xam ne moom itam taxawaayam njàmbaarteem waxul ni bu ma doon góor moom itam yàlla na ko yàlla doollee jàppale ak njabootu Cheikhul Khadim gépp alaaj Pape mu ngoog soxna Baali Muntaxa baaxi bàyyi ku ko weddi da nga koo gisul gëni bàyyi ku ko weddi da nga koo xamul moom ku ne xam taxawaayam biir Poroxaan ak waa Nuurul Daarayni yëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen massa coono xam naa ni ñoom it daanaka danoo jàngal xuraan ba fajar donc ñu ngi ziar bu baax sunu mbokku taalibe yooyu la nga xamee ni dem ba tey ña nga woon ca dëkk boobule di Poroxaan loolu sax moo sabab liñ leen bëgg a tegal laataa ñuy jàll ci publicité yi bay dellu si waat ci plateau bi ngir développer sujet yu am solo yi nga xamante ni préparé nañu leen ko bay recevoir invité yi nga xamee ni ñëw nañu seet si ñu tey ci vendredi bi ci télévision Futur Média ku nekk ak sa programme Mohamed Niamou Serigne Saliou moom ku ne xam na mën si karam baat bu neex beeg ni mu ñuy bégalee dafa génne bande bu bees ab single la boo xamee ne amagul clip waaye dañu leen koy tegal lépp rek ci mouvance su Poroxaan gi ñu jeexal démb ñu tegal leen ko mu doon akuk ndokkeel ci suba gi en attendant ñuy dellu si waat ci plateau bi. Maam Jaara bu sobaale yaa jara roy yaa jara doy loo jaara wax leen Maam Jaara bu sobaale yaa jara roy yaa jara doy loo jaara Maam Jaara bu sobaale yaa jara roy yaa jara doy loo jaara Maam Jaara bu sobaale
jiitoo ngi kiraw gaañi palaasu la méngaleeg jigéen buy seeru yàlla soxna jaara bu sabale maam jaara yow teral nga kuy jigéen war na la roy jaara soxna jaara bu sabale maam jaara yow teral nga kuy jigéen war na la roy jaara roy la baax na waaye leeri yaa ko yor kuy jigéen góor fa yàlla soxna jaara bu sabali maam jaara yow teral nga kuy jigéen war na la roy jaara yàgguloo dee yàgg jëfle jaari yaa gore barke nga bu sob làquwoo ci xolub xam ni jaara soxna jaara bu sabale maam jaara yow teral soxna baali baali mun ñàkk merci tonton Mag moo ñu ko tegal am na xiin mën nga ci yëngal ay mbagg titi li mu woy sëñ Abdou Karim Mbacké borom Makarimal Akhla ni jaayu maam Jaara ak Ndey Buso doom ñu doon bàyyam woy wu neex la woo xamee ni mënta ñàkk ñu doon ci bégal taalibe yi bégal leen ci yéen ñi xëy àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média 9h40 ñun ñëpp a ngi fii bu ca kanamee daañu dem ci carnet de voyage ak Bessel xam ngeen ni ñu ngi ci période
bi ñuy jagleel jigéen ñu 8 mars jigéenu àll bi wala kaw gi kenn gënu leen dooni jàmbaar ndax dañuy xëy ne ci tool yi yenn saa yi nga romb leen ñu yenu seeni matt ak seeni siwo boot seeni doom àll bi tàng lool waaye lu mu métti métti ay jàmbaar lañu donc on va parler de ces femmes là qui sont tellement braves que boo leen gisee sa yaram dafay daw. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu oustaz Pape Anne di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi di wax rek mbégte ak bànneex la ñuy am rek daal di dellu si waat nag comme ni nga ko waxee bu ñu nee 8 mars nag ndakaaru ku nekk da ngay daal di yëngu waaye nag nañu fàttaliku tamit jigéen yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca kaw ga di sonn nekk nag ay jigéen yu jàmbaare comme ni nga ko waxee parce que ku ne jigéenu kaw xam comme yéen de mu ngi noonu Pape Cheikh billaay yàllaa la ko tax a wax Pape Cheikh yàllaa la ko tax a wax Pape Cheikh parce que des fois di nga gis jigéen Pape Cheikh muy dox ay 3 kilomètres 4 kilomètres muy dem di wuti ji ndox paan nekk en état di ko yenu di ko indiwaat dem ca tool ya bu ñëwee toggaat añ delluwaat ca tool ya ñëwaat toggaat reer xëyaat da ngay tu te dis que jigéen boobu kañ lay noppale ko xam nga gérer këram gérer tool ya gérer añ ya gérer lépp kon tey jigéen yooyu Pape Cheikh laa bëgg ñu delloo njukkal. on va les découvrir bu ca kanamee ci carnet de voyage bi ak Bessel et puis dañuy desandi ci mouvance su jigéen ñeek ni ñu leen di sargale am na ci koo xamee ni dafay sang néew ci jigéen Mado l'a rencontré dinañu ko découvrir ca kanam sang néew. oui Baye Cheikh maa ngi lay nuyu loolu àndul baaxul. baax na kay. donc oustaz maa ngi lay nuyu Pape Cheikh nuyu ni ma bokkal plateau bi ak mbokku téléspectateurs yi comme ni ñu ko waxee àdduna ni la tëddee dee ak li nga xamante ne moom moo di dund waaye baax na lu ne mel de temps en temps ñu delloowaat ci suñu xel ba tax na bi ñuy sargal jigéen ñi on a pensé à ces femmes là. parce que ñoom la plupart dafa mel ni gisuñu seen bopp ci li nga xamante ne moom mooy jëm ci lu mel ni feetu jigéen yeeg yooyu ba tax na demoon nañ ci rencontré kenn koo xamante ne mi ngi Louga Thierno Fall nag moom moo taataani woon ay kàddoom xam naa ci kanamee dinañ ko teg. et puis décomplexé ak jàpp sufu la ak ñaatam jigéenu ñi amee laago yi itam ñoom it ci la ñu bokk. dëgg la Baye Cheikh ci la ñu bokk maa ngi lay ziar di la nuyu di nuyu oustaz Pape Anne waaye itam di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan ñi ma bokkal plateau bi maa ngi leen di ziar bu baax a baax di leen souhaiter une bonne fête par anticipation Baye Cheikh di ziar nag ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi woon ci màggalu Maam Jaara gi daal di ziar ñëpp jigéen ñëpp rawatina ci kon nag Baye Cheikh Ahad association la boo xam ne ñu ngi Fass ñoom nag dañ ne du ñu def journée mondiale de la femme dañuy def semaine de la femme fêté ko en 48 heures daje set setal bale raxas waaye tamit waxtaan ci lépp loo xamante ne dafa jëm ci luy setal ay diwaan comme temps yi dafa xew. ñoom la ñuy àndal ci kanam tuuti. donc ci kanam dinañu dem ak association. boobu di axaat yooyu yëpp nag buñ ko boolee Sophie moo ñuy accompagner. waaw Baye Cheikh togg bu baax rek. waaw kay Baye Cheikh maa ngi lay nuyu rek di nuyu Oustaz Pape di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp di nuyu mbokk yi xarit di ñuy seetaan comme ni ñu koy defee nag chaque vendredi rek benn plat la ñuy andi soit mu doon sucré ñam boo xam ne day nekk fii suñu réew la ñu ko bàyyee mais tey nag dañu ko changé tuuti def mu xam sa bi nga xam ni mu xam sa ceeb bi laa defar tey Baye Cheikh am nañu nag soow am nañu fraise ananas pomme sucre vanillé fleur d'oranger am nañu aussi li nga xam ne mooy essence vanille am nañu mu xam sa bi am nañu beurre Baye Cheikh les concentrés non sucrés ci kanam rek ñu boole lépp rek defar ko am li nga xam ne nag mooy plat du jour tey bi Baye Cheikh. voilà et puis ñu insister waat ci set gi ci waañ bi. surtout jigéen ñi ñoo nekk ci kër yi. ñu gën a bàyyi xel ci propreté bi. d'accord Baye Cheikh nañu set wecc. dëgg la Baye démb rek ñu ngi ci doon waxaat di sensibiliser di ñaaxaat jigéen ñi rek ñu comme que ñun ñoo nekk ci waañ bi raxasaat du yàq dara Baye Cheikh parce que tamit lekk bu xasee ba dugg ci sa biir pour mu génnaat Baye Cheikh day doon problème moo tax démb rek ñu ngi doon wax suñuy légumes nañu ko raxas ba mu set fruits yi ñu raxas ba mu set yàpp yi ndawal bi ak ginaar yeeg yëpp bu ñu koy togg ñu togg ko ba mu ñor lu mu ñor rek Baye Cheikh doyut parce que ça nous permettra ñu éviter yenn microbe bi ak yenn maladies yi nga xamante parce que normalement waañ daa war a service ba lekk sax war nañ ko fa mën a def war nañ fa mën a toog ci biir waañ bi ci biir waaw très bien waañ yoo xamante ni comme ngunu ginaar effectivement parce que Baye Cheikh normalement ci biir waañ bi war nañ fa mën a am benn table boo xam ne soo toggee rek da ngay teg à côté ñu lekk nga xam ne da lay permettre kër gi ci boppam dafay set ndax du am ay mbóot du am dara lépp ci biir waañ bi lay yem Baye Cheikh waaw fii nag amuñu tendance boobu waañ ñoom pour ñoom dañuy togg rek dem yekk toog fële alors que waañ bi dafa war a am entretien boo xam ne normalement chaque semaine war nga génnee bagage yi nekk ci biir waañ bi yëpp def grand ménage ruq-ruqaat yëpp nga kii ko ba mu set surtout Baye Cheikh liy gën a tilimal waañ yi
mooy la nuit ndab yi fanaan ci waañ yi ndab yi fanaan ci waañ yi mooy andi mbóot yeeg lépp normalement bu fekkee raxasuloo ko sax les maires yi naan tamas mooy da nga koy tucc ba mu set def ndox def soit omo wala nga def tuuti eau de javel bàyyi ko noonu mu fanaan ci boo xëyee le matin doo am mbóot doo am dara Baye Cheikh te di nga am wér gu yaram Baye Cheikh. nee naa keroog dama am ay mbootu hypocrite nga xamante ne dañoo naa feex boo taalee lampe bi da nga leen di gis ñu dawandoo ñoom ñëpp. wóor la ni bi laata yi fayee mboot yaa ngi woon ci lekk yi ak bool yeeg ak placard yi am na ci mboot yu dëgër bopp yoo xamante ni malajon sax mënul ci ñoom dara. association il faut toujours nettoyer. il faut toujours nettoyer Baye Cheikh. mais am na système boo xam ne ni aussi moom ngay defee am na benn produit bu ñuy jaay pharmacie. boo xam ne ni da nga koy jënd pat la xeeñul. non am na pharmacie donc si surtout Digon boo demee pharmacie Digon am nañ ko man moom laay utiliser pat la moom ngay jënd def ko boule def ko ci placard yi sànni ko bàyyi ko dootoo amati mbóot da ngay tàggoo ak mbóot waaw te ba pare amul xet amul dara. mais waañ moom li ci Pape Cheikh wax rek dañ koy andiwaat parce que ñun jigéen ñi dañu interpeller ci set surtout parce que buñ nee set góor ñi ñoom nañ dem tooga ne war nañoo mën a set sax mais ñun jigéen lépp je pense que ñun la surtout ci waañ parce que waañ booy togg day am xet may gis man des fois damay ñëw di taal goowi ci biir waañ nit ñi di ma reetaan parce que des fois da ngay dugg dafay am beneen parce que togg yi day bëri ci biir ba nga xam ne soo duggee xet bi togg Afrique yi ñuy togg noonu ba pare waañ fermé yi ñu bàyyi ko am na waañ yoo xam ne man bu ma fa duggee amul fenêtre amul fu ay kii génne wala dara loolu déjà yow mi il faut que Dieynaba Seydou Ba wax ci nañu bàyyi di tabax waañu xat man pour man sax waañ moo gën a war a gën a yaatu que néeg parce que imaginez bagage yi gaz yi ndab yi ak lépp donc loolu tamit waa Dieynaba Seydou Ba na ci bàyyi xel daal ci tabax waañ bi waaw waxal ma ne na ci Dieynaba def daal waaw non tonton mag laa doon déglu ci ginnaaw dafa bëggoon wane cuisine nu sama chalet bi fële ma ne ko non c'est pas la peine de montrer ça mais en tout cas set moom dafa am solo oustaz ci jaamu yàlla la n'est-ce pas jigéen ñi nekk ci biir kër yi ñoom ñoo ci gën war mën góorgóorlu wallaay ndax ñoom la ñu dénk kër gi ñoom jigéen ñoom la ñu dénk kër gi ñoom jigéen ñoom la ñu dénk waañ wi doon de sa am na góor ñoo xam ne ay jàmbaar lañ ci togg waaye an nazafatu minal iman set dafa bokk ci ngëm yàlla waaw gis nga set gii nuy wax ay xale yi bu ngeen génnee bu ngeen ñëwee raxasoog mag ñi bëgg fekk yàlla wax na ko bu yàgg yàlla wax na ko bu yàgg set dafa bokk ci ngëm yàlla waaw mais mbóot tamit mbóot gis nga boo gëstoo mbóot am na lu muy am na njëriñ bu muy jox nit ñi mbóot te xamu na ko mbóot am na wax nañu ni am na loo xam ne ci jaww ji mbóot rek moo ko mën a récupérer waaye ñun xamuñu ci mbóot lu dul dóor mu dee dañu war a dee de waaw man de duma dóor damay dëgg mu pàcc karo yu tooy xepp buti ci génn yooyu loolu laa seq ak mbóot rey nga bakkan am naa ma xaw ma man laa seq ak mbóot daf lay jox jàngoro bu nekk sax faatu yow man du ma pompé de docteur yi est-ce que docteur bi la ko man bu ma la dóoree ba nga wax dama lay dëgg nga pàcc ma laa seq ak mbóot mani agresseur mbóot léegi nañu dem ci docteur bi laaj ko mbóot mu muy def agresseur laa ci mbóot docteur bi la ko oustaz ban docteur la ñu faat nit de ban docteur la dafa ànd ak kii bu gën a sax léegi seeti docteur Mbacke Sarr nga wax ko laaj ko dafa am tamit lu am solo loo xam ne même bu dul mbóot mooy mu tasaadoo te xepp laa fi def nii set bi ngay wax noonu nañu bàyyi xel tamit si lenn mooy yow looy mel ni ko sa xel xam tey nga de unku dafa nekk loo xam ne lu mais ñu ne dañoo seexlu te yi may wax nii yëpp ñëpp mës nañ ko gis non te ñëpp koy def yàlla baax na Pape nañu bàyyi xel mooy unku xam nga des fois da ngay am lekk te unku yi toj nañ kër yi voilà parce que bu sawee si lekk bi mun nga ko lekk tamit mu rey la nañu si bay parce que fu mboot am tout le temps boo xoolee dafa ñëwee adresse dafa yëngu yow tamit ay agresseur besel borom bébé bi yow waaru woo ci kii commencé nag borom bébé bi doo ko téye nag dafay am fóori doo ko laaj kañ lay tudd non ngénte bi yow laa doon xaar man nga doon xaar xam nga yow fekkee woor nga non yow laay xaar nañu cotiser doo leen cotiser jigéen la nañu cotiser damay ngénte Dakar da ngay ngénte Dakar comme te man lañ ko tuddee kay faw ñu ngénte entre parenthèse jeex na dégg nga nañ paam nañ dem fi jot a xew ak yeneen ñu bokkul ba tey ak ñu besel indi keroog bon c'était une parenthèse bu ñu bëggoon a ibbi jëm ci conseil yu waañ yi ak Sophie mi ñuy waaj a àndal bu ca kanamee pour mu toggal ñu je rappelle que ay recette am mën ngeen ko reprendre ci YouTube bi /TFM 9h49 mooy doog a jot li ñuy def rek mooy jàll ci carnet de voyage bi yenn saa yi nga tukki dugg biir Sénégal boo nataalee carte postale portele bi jigéen ñi ngay gis ñu doon ci ay jàmbaar mooy
mooy ñi yenu boot seeni doom dox ay kilomètres ci naaj bu tàng bi ngir liggéeyu kër et tout ça. donc ba pare xamuñu lan mooy 8 mars. c'est ça parce que ñoom xamuñu ko ñun ñoo nekk di ko féetee ñoom xamuñu ne jigéen am na bés bi nga xamante ne sargal nañ ko pour jigéen tey boo demoon foofu sax wax leen lan mooy 8 mars mënuñu la wax signification bi nga xamante ne moom mooy 8 mars et je pense que li ñu def rek mooy ñu dem seetaan ko dellu si waat Pape Cheikh. di leen dalal jàmm si dëkk cosaan bi ngeen ñëw tey muy dëkk bu ñuy wax Jimsaan gis ngeen ko ni mu toll buñ ko wàññee sax 20 kilomètres jot na ko mbaa mu upp ko waaye fii tey ma ñëw mooy dëkk Jimsaan si cosaan suñu yaay yi ak suñu maam yi ak suñu yaay yi fii lañ leen daan fekk ñuy béy ñun ak waa Ñoojoor ñu nag waa Ñoojoor nag ñoo bokk suuf si di ko béy waaye ku nekk di nga fi am suuf boo fi jógee itam jonwaar li muy rëy yëpp kër goo gis kër goo dugg si jonwaar am nañu fi fii suuf si Jimsaan bi Jimsaan nag def si mbéy foo xam ne suuf soo xam ne suufu cosaan la ñu daan fi béy waaye dañoo dem ba océan bi ñëw géej gi nangu suuf si xorom si tax wax dëgg yàlla suñu jëkkër yi nga xam ne ñoo fi mujj ak suñu nijaay yi ko mujjee di béy ak suñuy doom yi ñu arrêté mbéy mi di yem si dëkk Dionewar fii ñuy béy ceeb bi tey dañu fas yéene buñ ko béyee ba mu baax dañ koy jaay waaye du tere nag ku nekk di nga am loo yóbbu sa kër parce que loolu la ñu bëgg ndax looy liggéey da nga soppali am xaalis waaye da nga am loo xam ne da nga ko yóbbu sa kër pour dund moo tax ñu ñëw fii tey fii ñu ñëw nag ñun jigéen ñi gis ngeen jigéen ñi ñoo fi ñëw waxtaan ak dëkk bi man dama woo dëkk bi yëpp woo leen waxtaan ak ñoom ndax fii ku ne daf fi am tool te mënuñoo toog rek ñun projet bi ñëw di fi béy gis nga jigéen ñi ku nekk yaa ngi béy góob bi ñii di jël ñi nga xam ne mooy suñu cosaan coono bi dina metti dina bari waaye nag suñuy jom bëgg suñu développement réew moo tax ñu di ko def nag kon loolu ñu ngi ñaan lu ngeen si man daal ngeen def ko ba nga xam ne day yëf yi day jàll na jàll ba ñëpp mën a gis jigéen ñi waa Dionewar si li ñu fas yéene di ko liggéey may wax itam si turi dëkk bi yëpp te di leen gërëm. mu ngoog ay jigéenu jàmbaar yi ñu taseel des na sax waaye mënuñu wane lépp donc dëkk boo ci dem rek sa yaram dafay daw ci njàmbaarte gi ñuy wane. effectivement Pape Cheikh yaakaar naa ne war nañu xalaat tuuti jigéen yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si dëkku kaw ga coono bi nga xamante ne ñu ngi koy daj ñu ngi koy jànkonteel tey boo gisee ñoom amuñu noor amuñu nawet tout le temps dañu nekk ci activité amuñu dimanche amuñu lundi wala temps bi nga xamante ne dañuy daal di toog mën a relaxé wu saa yu ñu toogee rek am na tout le temps li nga xamante ne moom la ñu nekk di def si kër gi te ku xam mbéy xam ne mbéy dafa metti te boo xoolee si image yi ñu ngi gis jigéen ñi jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ak seen loxo te ñun tey sa loxo bu woowee tuuti da ngay jéem a dem wuti ji crème à main pour def ko ci pour mu nooy te ñoom boo xoolee tey seen loxo yëpp dafa yàqu dañuy dëbb dañuy sokk et des fois su ma déggee ñu naan dëkk àll ba sokk ak bojj dafa xewi dama naan kon am na foo xam ne yegguñu foofu parce que ba tey ñu am na ñoo xam ne loxo la ñuy wolee
ba mu nekk sunguf ñu mooñ seen cere toggee ko kon loolu tamit metti na kon dañuy ñaan nit ñi rek ñaaxaat nit ñi nañu gestuwaat jigéen ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ca àll ba te ñu xam ne lépp du Dakar xam nga des fois tey ñu ngi organiser ay journée de la femme Dakar tey boo demee benn dëkk boo leen laajee lan mooy journée de la femme xamuñu ko tey mënoon nañu organiser de sorte que dëkk bu nekk mun nañ fa dem yóbbu leen sax ñu defaral leen ay visite médicale parce que tey am na loo xam ne bu ñu nee jigéen ne xam matu am cancer col de l'utérus bi nga xamante ne tamit mu ngi fi te pourtant mu ngi gàllankoor jigéen ñooñu nga xamante ne ñoo ngi ca dëkk kaw ga xam nga Pape dafa am loo xam ne saa yu ñu waxee 8 mars rek damay am lu may fàttaliku ba nga xamante ne en tant que jigéen sama xol sax dafay jeex parce que dafa am koo xam ne dafa nekkoon en état muy root ndox mu gaañu ci ndox boobu lañ ko jëlee ñu sangee ko néewam mu nekk loo xam ne lu metti la parce que ndox dafa ñàkkoon ci dëkk boobu benn teen la da ngay yeewu 5 heures du matin nga dem di rang di toog mu nekk ay teen bu xóot boo xam ne da nga koy xëcc ay kilomètres mu nekk lu metti donc nañu fàttaliku jigéen yooyu ñu nekk ci biir àll bi te ñu nekk jigéen yoo xam ne jigéen yu sonn nañu. te ñoom jigéenu Dakar yi kat ñoo dàq jàmbat coono. fekk na am ñu leen gën a sonn ne pat ak moom. non la boo génnee Dakar duñu defe ne jam ñaajo la yem rek. seen oto la ñu toog taal seen clim di woo seen bon woo seen jëkkër di kaas. dañoo sonn. liggéey bi léegi laa te Pape Cheikh duñ leen jox dépense. dañu yaakaar ni duñ leen jox dépense Pape Cheikh jam ñaajo la yem jigéen ñi moom yaakaar ni Sénégal jam ñaajo la yem waaye la boo génnee ci àll bi boo duggee ci àll bi ñu fa fekk coono yoo xam ni coono yooyu nag war naa barki démb dem naa bala ngaa réew mi kilifa yi réew mi buñ ci taxawee war naa gën a wàññeeku fu sori rek alaaj Pape loolu nag président moo ci am part de responsabilité xool alaaj Pape président réew mépp mooy seen kilifa waaw réew mépp mooy seen kilifa ruq yu sew yooyu beseel di dem di gis lii fa am ay ndawam war nañ faa dem saafara seen i jàngoro bu ñu amul ndox nu fexe nu ñu leen indilee ndox bu ñu amul courant nu fexe nu ñu leen indilee courant bu ñu amul oto buy yóbbu yenn saay jigéen ñoo xam ne ci kaw sareet yi la ñuy amee doom am na dëkk yoo xam ne jigéen ñi amuñu xoolal ci kaw sareet yi la ñuy amee doom loolu nag borom réew mi war naa wax ay ndawam ñu dugg ci biir ruqaatu réew mi xool ña ca am problème ñu faj seen i jàngoro. xam nga man damaa bëgg ay caaxaan saa yoo duggee ci village damay ree bari dama naan te ñoom ñu ngi jur rek xale yi dañuy bëri ci village bi te pourtant dañuy bëri ay jafe-jafe mais terewu leen yu métti voilà sëy normal jur normal liggéey normal ñoom daal dañu ne ooy suñu Pape surtout loolu Pape Cheikh duñ leen jox dépense ñoom ñooy dem lijjanti dépense bi ñëw togg te balaa ñoo lekk dañuy jox seen borom kër ñu lekk ba pare ñoom ñu soog a sukk soog a ñëw mun a toog lekk te ñun fii boo amee tuuti rek nga commencé di onk doo dem ba nit ki ne la sama sëy lii ak lii la lii moo ci metti ñu ngi gérer seen i doom da ngay gis jigéen boo xam ne tey bu doomam duggee école mooy jënd cahier moom mooy jënd bic moom mooy jënd yëpp pour rek bëgg doomam mun a réussir kon man li ñoo xamante ne sax buñ leen takkee dañuy ñëwaat fii Dakar liggéeyaat leen comme mii na daan doole ñu dajale seen xaalis ba mu bare bu ñu demee ñooy jënd seen ay lal dégg naa defar seen ay kër wala nawet bu ñu béyee gerte jaay gerte bi ñu jënd ci ay rido dimbali sa borom kër moom bu yorul loolu moom dara na wu ci loolu oustaz lu baax la bu doon ñun ñi ngi kaas jëndaloo ma lii defaloo ma lii te ñoom ñi ngi koy def macha allah dañ koy bëgg sëy ngir jaamu borom bi subhanahu wa taala bëgg sëy mais tamit ñu taxaw pour jàppale leen pour loolu voilà man foofu laay waxee oustaz nañ leen jàppale parce que tey ki nga xamante ne mu ngi root nekk en état nekk jigéen bu wérul nga dem di root ba sa ñàkk si sa bakkan ndax loolu yaakaar naa ne vraiment war nañu xalaat ñooñu parce que ndox moom mooy doomu aadama fu ndox amul nit mënu faa dund kon nañu daal ministre bi yàlla yor wàllu ndox mi naaw la woo nga tegtal ko fu mu nañu jàppale daal jigéen yooyu moo tax tey ñu man ma bëggoon rendre hommage jigéen yooyu nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci kaw gi Pape voilà il faut ñu soutenir leen yaa oustaz il faut ñu jàppale alaaj Pape ndax jigéen dafa fort jigéen alaaj Pape boo bëggee teer da ngay teeral jigéen alaaj Pape bari na koo xam ne ay mbiram yëpp takk na toroxal jigéen ak ko teg jigéen boo bëggee yàlla bëgg la yàlla ormalal jigéen ndax jigéen moo la jur am na koo xam ne ni ngay def sa sœur bëggoo ñu def ko ni ngay def sa jabar bëggoo ni nga fonkee sa sœur bëgg fonkal sœuru jàmbur kon alaaj Pape magasin bi yàlla gën a fonk jigéen la ko dénk ki gën ci lu yàlla bind mooy Seydina Muhammad jigéen a ko jur alaaj Pape sunu mag ñu baax ñi jigéen a leen jur président jigéen a ko jur koo sukkal di ko raamal jigéen a ko jur kon jigéen ñu ormal leen fonk leen xam ni lislaam a leen jox cër alquran amul saar bu benn saar bu yàlla tuddee góor jigéen la yàlla jël saaru lumb muy sóoratu nisaa yi yàlla tuddee ko jigéen aaya lëmb yàlla jël ko wax ci jigéen wax darajay jigéen li góor am jigéen
jigéen am na ko ni mu amee wayu gëm ñu góor ni la amee wayu gëm ñu jigéen wayu dëggu ñu góor ni la amee wayu dëggu ñu jigéen innal muslimina wal muslimaati wal muminina wal muminat ila axiri aaya kon alaaj Pape jigéen lu war nañ leen taxaw jigéen ku nu war a xormaal la jigéen war nañ ko yëkkati ndax tey bu réew tollee nii àdduna tollee nii ñu ne àdduna bi yëpp 7 milliards la ay jigéen lañ jur macha allah exemple bi ñu ciy bëgg a jël nag ab jigéen la boo xamee ni jàmbaar la ba ñëpp ràññee ko ca fa mu ne moom nag particularité mooy dafay sang ay néew jigéen boobu lañ leen bëgg a wane leen léegi nii ak Mado muy jigéen boo xam ne daf ñoo marqué. waaw def ñu marqué Baye Cheikh comme ni nga ko waxee parce que ay atam barewuñu torop mi ngi toll ci 43 ans juste pour dire tudd nag di wuyu ci turu Adja Maguette Coulibaly waaye ñi ngi ko gën a xamee nag ci turu Adja Maguette Fall nekk fee nga xamante ne moom moo di Louga donc dëkk ca quartier Santhiaba Sud mu nekk liggéey boo xamante ne moom lay def doonne ko ci ki nga xamante ne moom moo di maamam mu marqué ñu ba tax ñu yebaloon ki nga xamante ne moom moo di Thierno Fall nekk suñu correspondant ca Louga mu dem taataani ay kàddoom ñu dem seetaan ko ñëwaat. auzubillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim maa ngi tudd Adja Maguette Fall dëkk Louga quartier bi ñuy wax Santhiaba Sud Ndimbe maa ngi nuyu ñëpp képp ku dëkk Louga maa ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay dee jigéen ñi maa ngi leen di tagtagal ci 8 mars bii. métier bi ñuy tuddee sangum néew yomb na yombul dama naan sax yombul ndax li tax mel ne yombul ci jamono ji dafa néew léegi jigéen ñi sang néew damay yaakaar ni ci benn côté dañ ko xaw a ragal moo tax ma ni yombul ci beneen côté ma ni yomb na ndax lépp loo xam ne day jëm ci jaamu yàlla rek lu yomb la war a doon kon daal yombul ci benn côté ngir ragal gi ma ci yaakaar ne nit ñi mënuñu cee sóobu te du dara yomb na ndax boo ko mënee ngëm-ngëm nga ciy demee ak jaamu yàlla gu mat sëkk moo tax ma ni yomb na. sang bi ma njëkk a def maa ngi ko commencé ci sama maam moom macha allah tey ji suñ ko mënee moom moo tax moo ñu daan jàpp sama loxo di ñu jàngal naan dee leen jàng sang néew ndax bu ma génnee ngeen taxaw ma. te néew yaakaar naa ne ki ko gën a jege moo ko war a defar mu xitaloon ñu ci mu doon sama bëgg-bëgg nag fu mu daan dem rek daf ma daan yóbbu ba tax na tey jii macha allah bi mu génnee àdduna ñun ñoo ko defar muy sama waajur bu jigéen maa ngi koy nuyu ak man mi ak sama rakk yaay ñun ñoo ko defar ci moom laa njëkk a commencé sangum néew. métier bi macha allah awma ci lu may regretté lu may santaat yàlla la bu baax. dooli la ma ko santoon di gërëm samay waajur di gërëm sama maam ji nga xam ne tey ji lépp moom la ndax lépp loo xam ne day jëm ci suñu borom ñu di ko jaamu rawatina ki nga xam ni ñu di ko tuddee néew mu génn àdduna mënulul boppam dara fuñ ko jëmale moo fa jëmale boppam yow nga ñëw di ci jaamu yàlla kon boog man amul lu ma ciy regret dama ciy gën a santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla kàttanal ma ci may ma ci wér ak ngëm-ngëm gu ma ko defee rek am na ñoo xam ne de dañuy fayeeku ci sang néew waaye kon ñun dañ ko donn ba pare muy loo xam ne dañ ko gëm bëgg ko sama maam ji nga xam ne moo tax ma jàng ko ba tey ma di ko def di ko ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana mu soxna Jaal Faal daf ñu daan wax bu leen ci fayeeku de leen ci def te yàlla rek tax ku leen yëkkati nag jox leen ngeen jël te bu leen ko delloo ndax ak dafa am waaye bu leen ci fayeeku. yàlla mooy jox jàmm. Adja Maguette Fall mooy turam ma nga fekk baax dëkk buñ naan Santhiaba Nord ca Louga moom nag di sangkatu néew lu ñëpp war a mën Bessel wax na ko léegi xam naa oustaz Pape Hann dina ci indi ay leeral mais jàmbaar la waaw jàmbaar la Pape Cheikh comme ni nga ko waxee parce que waxoon naa leen ci njëkk dafa nekk kenn koo xamante ne xale la parce que ñeent fukki at ak ñett donc maase na ak ñu bare peut-être wala ñun ñi sax ci plateau bi waaye donte ñu tànn ñu loolu moom mu tànn ko waaye comme ni mu ko waxee dafa nekk lenn loo xamante ne amaana daf ko donnee ci ki nga xamante ne
moom moo di maamam ki jur waajuram bu jigéen donc mu nekkoon ci di ci topp bu mu nekkee xale saa yu maamam doon dem day ànd ak moom mu dem ba bëgg li nga xamante ne moom moo di liggéey boobu xaw ma ndax métier la wala du métier waaye bu mu ci doon man jàpp naa ne mi ngi ciy jaamu yàlla donc mu nekk nee na di ko def am ci fierté bay bëgg a dee te leneen li ma ko ci laaj mooy maanaam lu ne mel est-ce que bi nga ciy dugg nekkul lenn loo xamante ne dafa tiis mu ne déedéet parce que moom comme ni mu ko waxee daf ko jàng beneen chose bi ma ko laaj ma naan ko mais yow est-ce que mus nga sang kenn koo xamante ne da la jege parce que xam nga ni loolu dafa metti mu ne loolu dal na ko ndax ci maamam sax mi nga xamante ne moom la doon àndal bi maamam wàcce liggéey moom ak yaayam ñoom ñoo ko doon def ba tax na yaayam aussi di ko def mais léegi yaayam dem na ba magal moom mu nekk di ko def ba pare mu seetlu na nekk na liggéey boo xamante ne barewul surtout moom nee na fu mu dëkk sax ca Louga rawatina quartier boobu boo dee lim sax ci wekkeen ay jigéen ñuy sang nañu presque ñett nañu rek booy compter te nekk na lenn loo xamante ne nit ki war na ko mën a jàng xam ko ndax dafa am ay secret yu bare yu nekk ci biir yoo xamante ne nit rek moom moo mën a téye ki nga xamante ne moom moo di mbokkam sang ko ci nu mu waree loolu moom xam naa ni ressort oustaz la leneen di ñu ko laaj aussi mooy difficulté yi ñu ciy am ci liggéey boobu ndax liggéey boo gis yaa ngi ci jaamu yàlla neex na mais léeg-léeg du ñàkk di nga ci jànkonteel ay difficulté biñ ko laajee voilà sang nit ba mu yàgg rek mu jékki-jékki yëngu ay salaamul xawla mën naa am yal nañ ci yàlla mu jékki-jékki rek wàcce loxo xaw na ki daal jàmbaar la Azim jàmbaar la léegi mu ne sang nit ba mu yàgg rek mu jékki-jékki ci fatu la salaamul xawla ba tax sonna astafurlah donc bu mu waxee mu ne dafa am ay difficultés yoo xamante ne da ko ci jànkonteel mooy parfois le mauvais regard des gens parce que yenn nit yi amaana sax mun nañ mel ni ku leen di gaafal wala di leen di xoole naka su dul noonu mu ne rawate na nag bu dee xale yi parce que xale yi sax ñoom dañ leen di daw te nekk na lenn loo xamante ne lu noble la te ndax ku mu sa dund di nga mës a dee te loolu ngay mujjee donc loolu xaw na ko ñaxtu tuuti leneen loo xamante ne aussi mi ngi ci doon wax mi sàkku tamit comme par exemple ci li nga xamante ne moom moo di kilifa yeeg wala ñi nga xamante ne seen xel dafa màcc ci diine de temps en temps ñuy organiser ay jotaay yoo xamante ne ay causerie war nañ ci mën a ñaax nit yi ñu leen di expliquer lan moo ci nekk parce que jarul ragal mais baax na ñu xam naka nañ ko war a defee gën ci ñaax nit yi ndax nit ku ci nekk yow ci sa jëmu bopp war nga ko mën a jàng ngir ëllëg doo xam kañ nga koy soxla donc nañ ci sensibiliser bu baax li nga xamante ne moom moo di nit yi donc mu doon profiter aussi di santaat bu baax borom këram parce que nee na bu ko borom këram jàppalewul woon kon du mun a def lu ne mel ba pare bu ko mayul woon ndigal bi donte doonee na ko ci ay maamam wala jàngee na ko ci maamam donc mi ngi doon sant bu baax ki nga xamante ne moom moo di borom këram bi ñu ko laajee nag ci 8 mars yi ñoom ndax gis nañ ci seen bopp ñu ne ñoom amaana duñ ci gis seen bopp mais lu mu ci munti doon daal lancé na appel aussi dinaa ñaawtee fi nga xamante ne dañ koy faral di ko def soxna yi mi ngi ñàkk ñoom nit yi ñu gën ci bàyyi xel parce que rey beeg viol yeeg marque d'état yi ak tuuti nit jigéen yi bare na donc nañ leen bàyyi ñu am gëdd tamit fi nga xamante ne moom moo di fu ñu war a am gëdd wala fu ñu war a am place nañ leen ci bàyyi ñu am ay place foofu donc leneen li mu ci wax rek mooy mi ngi sant ñëpp di remercier télévision Futur Média mi ñu fa demoon man nag maa ngi remercier ki nga xamante ne moom moo di Thierno Fall sunu correspondant bi fa demoon ak sunu yaay ji nga xamante ne moo ñu boole woon ak moom di suñu yaay bi nekk Genève rek tata Aminata Tall. Aminata Tall ni góor mënee jàpp muy lu normal. jàpp pour julli wala sangu farata. noonu la ñëpp waree mën kuy jullit rek war nga mën sang néew. kuy julli la ndax on sait jamais. kuy julli amul néew bu amul ne góor ñi rek. lu ñëpp war a jàng la dee jigéen day dee. man mii noonu laa ko mënee. waaw kon alaj ba kenn dee fi set l'islam moom loolu ni góor war a amee xam-xam. jàng ñi la jigéen war a amee xam-xam jàng. ni góor war a amee xam-xam jàng. lu ñëpp war a ñi la jigéen war a amee xam-xam jàng. waaw Abu Musa al-Ashari dafa wax ni. lépp lu ñu mës a lënt ci l'islam. bu ñëwee ci Aïcha daañu fekk mu maîtriser ko. kon jigéen yàgg na am xam-xam. Urwat wax ni maa raaytu ahadan a'lamu bil xalaali wal xaraami wa shi'ri wa tiibi min Aïchata nee na musuma gis ku gën a xam-xamu lu dagan gën a xam lu xaraam gën a xam daqaway poésie gën a xam xam-xamu médecine ni Sayyidatuna Aïcha radiyallahu anha te jigéen la moom Sayyidatuna Aïcha nga xam ne mokkaloon na 2 junni xadis ak 2 téeméeri xadis ak fukki xadis yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon jigéen ñi kenn ku ci ne war na jàng naka la ñoo sangee néew ni ko góor war a jàngee yenn saa yi nit dee nuy wër ka na ko war a sang yëf yi tardé kon kër gu ne war na fa am ñoo xam ne borom kër war na jàng nañoo sangee néew muy ko góor ke ku jigéen ki njaboot gi war nga leen a jàngal naka la ñoo sangee néew mais am na ñoo xam ne ragal a tax duñ mën a sangu néew dañ koy jàng ba pare ka
sa waay xoolal keneen rek. bu ko defee niiw bi yàgg. dee nag yaa Oustaz dafa diis c'est vrai que ñu ngi ciy wax maa ngi ciy dugal ay yëfi reetaanlu et tout ça mais bon lu dul jaas moom. dees dund avec. mais li tubaab naan faut vivre avec. on y peut rien. mi ngi noonu ñëppay dem yenn saa yi nag ngay sang niiw. yàlla gis koo xam ni ma nga muuñ. dinañu dee de ma nga muuñ na muy demee. wax naa ko léegi. waaw yenn saa yi nga gis koo xam ni kanam gaa nga belli. waaw yenn saa yi nga gis koo xam kanam gaa nga belli. waaw yenn saa yi sax ngay sang ku mer. waaw mi ngi noonu lépp am ñëpp mën na laaj ci tax góor gi mës nay sang koo xam ni muy génnaat dafa ŋaang. bi mu ŋaangee bi mu koy génn ba loxo bi dugg ci gémmiñ gi rek. mu màtt ko. waa ji seex. wóorul mu ne ko waa ji néew du foo. waaw di li ngay def. c'est rigolo mais c'est vrai. déedéet maanaam sang néew kenn waru ko ragal. génnaat dina dundatul ruwoom dem na jëmm ji rek a fi ne. jëmm nag dafa xam nga nu ma dafay mel ni lii nga teg nii. kii xam nga mënulul la dara. mënul yëngu mënul def dara. yaa ko mën a lépp kon jàppal ni jarul ragal. néew ruu gi dem na ca aalimu arwaax delluwaat ci cosaanam. jëmm ji day delluwaat ci cosaanam. fa yaxinu zaaka li ardihi bi tasafulin wa yaxinu za li samaihi bi tasaudi. waaw loolu borom daal yi wax. kenn ku ci ne cosaanam ngay dellu. boo gisee néew bi dee nu war ko sang ko. xam ni kii mënul dara ci yow. du yëngu. du la dóor. du la tiital du la matt du la def dara. parce que ruu gi tax muy dund dem na ruu gi dem na. delluwaat na jërëk dëkkam. ca mooy alim arwaax moo tax mu tasawuf seen yitte mooy irjaaw ruuxi ila asliha ila kamaliha mooy delloo ruu ci cosaanam. na mu mattee woon na mu sellee woon. jëmm nag delluwaat min xasiisil xirmidi ci rémbitu ban ba ñu tabaxee woon jëmmi doomu aadama. moo tax nit bu deewee ñu koy suul kàmb lu mu gën a xóot alaaj Pape jëmm gën a kontaan. parce que cosaanam la dellu. kon soxna si nu ngi koy ndokkee baax a baax. muy Adja Maguette Fall jigéen ñëpp war a roy ci moom itam. jigéen bu yiw la et puis jàmbaar. jigéen bu yiw te jàmbaar. merci en tout cas Mado pareeguñu ak jigéen ñi puisque dimanche ci guddi di ngeen am émission spéciale bu ñu jagleel jigéen ñi duñu ko yamale rek ci jigéenu Ndakaaru yeeg jigéen ñi jàng def seen i musóor di toog ci plateau yi di làkk tubaab ñu foog ni ñooñu ñoo jara sargal y a d'autres femmes qui ne sont pas connues gën leen a jàmbaare fop duñu leen wane ci télé yi duñu leen waxtaane ci rajo yi te kenn gënu leen dooni jàmbaar voilà man jëlatuma exemple ci ay jabaru Barack Obama ci ay xawma ñan Rokhaya Diakhaté rek doy na ma exemple voilà faut qu'on apprenne à rendre hommage à ces femmes là nga xamante ni kenn xamu leen mais ñu nekk ay jàmbaar yu ay jàmbaar yi fàq tëdd waaw man doy na ma ay Awa Marie Coll Seck ak toutes ces femmes là man hommage wu ma leen. xam nga lu ma waxoon sama ndey ji rek moom laa xam njàmbarte. Pape xam nga lu ma waxoon y a d'autres femmes yoo xamante ni ngeen ngeen leen te kenn xamu leen ñooñu rek. mais yaa ngi wax lu garaaw Alim Sitoé Diatta sax doy ma. xam nga lu ma waxoon sama yaay. dama ne ko Fatima. roq daba rek ma séeri. wakam naa la yu daamu. ma ne ko lima laa man benn tubaab du ma détourné man. wa birru ki kaana yazkuruha anaamu. day sargal yaayam. macha allah ñi am ñi yàlla xéewale yaay juy dundandi. pour profité leen gaaw. oui il le faut nga neexal ko ba mu gërëm leen. ñi am yaay bu génn àddina yal na yàlla yokk leen yéen. ci daraja rasulullah jërëjëf roqe yal na yàlla guddal fanam. amiin waaw mbaax nag mooy war nga dem sa toog ci pénc mi. ne sama yaay a baax. wallaay Adja Roqe Jaxate yal na yàlla guddal sa fanam. allahumma amiin allahumma amiin yàlla bu la dara ump ci njaboot. allahumma amiin ci daraja yonent bi alayhi salaam. voilà donc toutes ces braves dames ñu ngi leen di ndokkeel donc 8 mars bi di ngeen am programme yu am solo ci télévision Futur Média Louga googu ndeysaan nga dem fa la Adja Marème Fall lay fekk baax barki démb la génn àddina moom sama bàjjan la nit ku baax yaayu Matu Diané ak Mbayta ñu ngi masawaat njabootam yëpp saa yu ñu demee Louga rek suñu xel dafay dem ci njabootu Albouri Ndiaye parce que sët la direct Oumy Ndiaye Bouna moo ko jur moom mu ngi ñu denc ca sët yi nekk Louga sët yooyu mu ngi tudd Tolpero Tolpero voilà Tolpero mooy cimetière Louga yooyu toolu Pierrot la woon à l'époque ñu tuddee ko Tolpero et bëri na ci ay kilifa yu nu fa denc donc ñu ngi masawaat bu baax njabootu bàjjan Marème Fall lay bokk na ci njabootam Mbayta Maguette Diouf ak ki nga xamante ni mooy Matou Diané 10h13 mooy doog a jot xam naa léegi ñu tàmbali course ak montre bi puisqu'on a beaucoup d'invités ci ginnaaw maa ngi seen son mbokku taalibe Serigne Modou Guissé mi nga xamante ni moo fonk lool Chérif Abdourahmane Fall Tilala xam naa ni programme am war na koo annuler ndax lu mënta ñàkk faw mu am et puis am na ay programme yu naroon a am tey mais dañu ko annulé bokk na ci programme sunu xarit bi di Daouda Mbour
Mboup normalement Daouda Mboup mu ngi waroon dem tey fi nga xamee ni moo di théâtre national Daniel Sorano ba ñëpp doon ko waaj tey jii Daouda Mboup sopp na bi tey la ko prévoiroon ca théâtre national Daniel Sorano mais dañu ko reporter à une date ultérieure ndax décret bu jógee ci wàllu manifester ak ñoom seen événement wu Daouda Mboup donc déprogrammé nañ ko du mujj am tey pour ñi nga xamante ni ñoo ko doon waaj pour dem fekkee ko ca théâtre national Daniel Sorano ñaatam baax Seck Diallo léegi da nga ñuy présenter association boo xamee ni ci jàppale ak àndandoog jigéen ñeeg ñiy dund laago la ñuy àndal ñoom dañoo ni du ñu def benn bis rek mais semaine de la femme la ñuy célébrer. dëgg la Pape te lu kenn mësul gis mooy ñi nga xamante ne dañuy dund ak laago jël seen ay pelle jël seen ay râteau jël seen li nga xamante ne mooy ay sachet ngir nar a raxas biir Dakar ba mu set kon du ñu def lu dul seetaan ñi nga xamante ne ñoom la ñu dalaloon démb di président bi ak ki nga xamante ne mooy teewal jigéen ñi dellu siwaat ci plateau bi. Association des handicapés pour l'action et le développement dafa ëmb handicapé yu bëri quel que soit la nature de son handicap bokk nga axat muy les moteurs comme ñun albinos sourds-muets visuels lépp loo xam ne handicap rek ñun dañ leen ëmb donc ñun nag ñu ngi basé Fass Gueule Tapée Colobane fa la ñu nekk fa la ñu am siège fa la ñuy liggéey mais am nañ membres yoo xam ne nekk nañ si yeneen commune yoo xam ne bokkul ak Fass Gueule Tapée Colobane am na ñoo xam ne ñu ngi ba Kolda bokk axat donc loolu la axat nag dafa ne association boo xam ni day liggéey pour intégrer l'ensemble des personnes handicapées sur une seule but mooy aider entre aide fexe ba nga xam nit ñi daañu bàyyi mbedd mi. ñoo ngi préparer nag journée mondiale de la femme mais ñun dañuy def semaine de la femme li tax ñuy def semaine de la femme parce que 8 mars bi dafa am yu muy tombeel te dañu am ci ay organisé yeneen yu ñu bokk yoo xam ne bokk ci association bi moo tax ñu def la 14 ñun la 14 la ñuy def suñu semaine de la femme. ñu ngi koy defee Fass Gueule Tapée Colobane waaw maa ngi invité ñëpp nag association AHAT mi ngi invité ñëpp invité commune Fass Gueule Tapée Colobane di invité yeneen membre handicapé yoo xam ne ñu ngi si biir Sénégal ñu invité ñëpp si journée bi. programme bi dañuy jéem a clôturer en beauté semaine nationale de la femme moo tax ñu boole jigéenu Dakar jigéenu handicap yi nekk Ndakaaru yëpp ñu boole def benn programme ñu wax Dakar ville propre pourquoi Dakar ville propre mais dañuy xam ne ñun si réew mi la ñu bokk ay citoyens à part entière kon lépp loo xam ne réew mi yëkkati na ko mu war nekk développement ci réew mi dañu war a dugal suñu loxo loolu moo tax ñu day les 19 communes avec le maire de la ville de Dakar ak le maire de la commune de Fass Gueule Tapée Colobane monsieur Ousmane Ndoye ak waa ICG ndax man technicien de surface la ICG lay liggéeyee donc ñu àndandoo ñun ñëpp boole ak commune bi yëpp ñu àndandoo bëgg a bale ñaari allées Fass yi bale ko ba mu set peinture ko ba mu macha allah décoré ko ba nga xam ne ku ko gis dina neex a xool ñu muy participation mais nag day am suivi ndax bu ñu defee loolu vendredi le 13 la mais la daan demee dañuy xëy mooy le samedi def une journée de sensibilisation Dakar ville propre et les bonnes manières loolu wax ko daan jigéen naka la ñu war def di trier mbalit mi. war ñu ko boolee dañ ko war di trier yooyu yëpp dañ am nañ ay partenaires yoo xam ne dañu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak ñoom sensibiliser leen ba ñu comprendre ne mbali bi dañ ko war a trier et bien vraiment état mën a jël les grandes haltères mais ñun population bi ñu war a jël roq-roqaat yi ak koñ-koñaat yi ñun ñoo ko war a jël ensemble. handicapé yi bale depuis loo xam ne mi ngi soog a am Sénégal donc musul am mais dañuy jàpp ni ñun war nañoo lépp lu Sénégal parce que ñun dañu sommes des citoyens à part entière et puis ñu ne ñun li nit ñi mën li nit ñi bëgg nañ ko li ñu mën nañ ko foog ñu bale daañu bale te incha allah bu ko ñëw la tey di nga xam daañu bale ñi daañu war seen i pousse bu yore seen i bale ñi yëg pousse yore ay sachet ñeneen ñi nga xamante ñu mel ni man nga xam ne dañuy soox mën nañ yore bale mën nañoo bale daañu peel ki ñu njëkk a woo mooy le ministre Abdou Karim Fofana à travers cette émission ñu ngi koy interpellé ñu ngi koy lancé appel solennellement xëy na yónnee nañ ko courrier mais xaw ma ndax jot na wala jotul mais daal ñu ngi koy ñaan su mënee ñëw dajeeg handicapé dina am solo trop suñu les personnes handicapées ñu gis ko suñu wet ndax lii liggéeyam la moom lañ ko sas ñu ne la ñu dugg sa loxo di ko jàppale ni ñuy jàppale kon bu ñu sañoon mu teew. waaw donc association bi mu ngi tudd AHAT. AHAT la ñu tudd ñoom nag ñooy association des handicapés pour l'action sociale et le développement. association la boo xamante ne ñi ngi diggante Fass Gueule Tapée donc ñoom nag ci li nga xamante ni moom la ñu jagleel jigéen ñi muy bésub jigéen ñi dañ ne dañ koy def semaine. ndax nee nañ tey day xat ak li nga xamante ni moom la dajeel également muy naqar yi nga xamante ni dal na ci biir Sénégal ak boo leen daje yeeg yooyu ñu ne nag dañ koy puusaat ba bi nga xamante ni mooy fin de semaine prochaine incha allah ñu daal di def nag ndaje moo xamante ne day mag ñi koy def nag ci 48 heures ñaari fan lay doon ndax vendredi bi dañuy setal and daal di def ville propre Dakar ville propre daal di jigéen ñi nee nañ nag ku bëgg gis jigéen boo xamante ne day dund ak handicapé ak góor ñëw toog di bale di raxas nga ñëw seetaan ni ñu koy defee parce que dañoo bëgg a wan ni ñoom it ay citoyen lañu ci dëkk bi la ñu bokk nee na bu ñu paree ci samedi bi nag ñu daal di def li
li nga xamante ne mooy panel sensibilisation li ñu doon waxtaane léegi jàngal jigéen ñi nan la ñuy setale seen biir kër waxtaan ak ñoom ci set lan lay def ci nit panel boobu nag dinañ ko amal samedi incha allah Pape Cheikh mu nekk ñaari programme yoo xamante ne ñu ngi àndoon ak ki nga xamante ne mooy seen président di monsieur Mataw Diaw ak ki nga xamante ne moo jiite jigéen ñi également ñoom ñaar Safiatou Aydara ñu dalaloon leen fii ci télévision Futur Média seen émission décomplexée interpellé na nag ki nga xamante ne mooy Abdou Karim Fofana di ministre de l'urbanisme ndaxte dafa indi benn concept bees bu ñu tuddee naka lañ ko tuddee sax Baye Cheikh dellu si bésub set setal bésub setal ñu ngi koy amal depuis quelque temps di ko def ci région yi di ko def ci kër yi bi ñu déggee démb nag parce que comme déjà ñoom dañuy liggéey ak groupe Futur Média sponsorisé sama émission man gis naa ni RFM ku dugg yaa ngi koy laaj ndax da ngay jox ay nit matériel pour cleaning day exactement donc démb bi ma ci waxee seen programme ñii ki nga xamante ne mooy Bokar seen chargé de com woo na ma ba ma jox ko numéro président bi donc lépp lu ñu soxla ci matériel incha allah dinañ leen ko yóbbul foofu ci Fass Gueule Tapée en tout cas lu am solo la bu ñu la dee déglu RFM après midi yi bëri na ci ay nit yoo xamante ni même ñu amul association dañuy bëgg créer pour nga jàppale leen boole leen ak ministère bi ñu am matériel pour mën a def seen set setal donc ñoom mënoon nañoo amee laago rek ne écoute voilà dañuy toog mais tooguñu semaine de la femme bi dañ cee boole set setal ak yu am solo et on ne peut que rafetlu ko dëgg la surtout nag journée de sensibilisation bi parce que nit boo bëggee mu comprendre wala mu dégg da ngay waxtaan ak moom donc bu ñu defee panel woo ay kilifa ñu ñëw toog ni leen seen biir kër seen doom dafa war a set seen dëkkuwaay dafa war a set li ñu doon waxtaane waañ dafa war a set togg bi set loolu il faut nga koy wax nit ki ba mu xam ne danger ngi ci bu amul donc loolu ñoom dañ ko jël def ko muy seen priorité donc dañ ciy waxtaan ba pare yaakaar naa ne buñ ci waxtaanee nit ñi ba pare dinañ ko jëfee incha allah mu ngoog en tout cas ñu ngi lay gërëm bu baax lépp rek jigéen ñi la ñu ko fas yéene jagleel ci télévision Futur Média fii ba le 8 mars di passé démb rek tase na ma ak jigéenu jàmbaar xam nga dama daw démb ndax amoon dóor bu mag fële jam ñaajo laa yendu maa nga woon jam ñaajo de man daal ci salon de l'artisanat bi laa dem démb ma tase faak DAGE bu ministère de l'artisanat di Ami Mbacké waaw nit ku baax man xam nga fu ma dégg ne président nga fay dem rek damay dem ñu gis la waaw bu la teralu sax na la seen xàmmee la ci biir nit ñi yaa ngi ñëw ci ay activité am ëllëg moo tax da nga koy sóor donc yaa ci image yooyu yéen a ngi ci gis Ami Mbacké moom nag mooy DAGE bu ministère de l'artisanat de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat démb lañ doon amal ubbite salon de l'artisanat bu weesoo soxna Ami Mbacké mu baax mu yiw mi DAGE bu ministère boobule gis ngeen président ak ki nga xamante ni mooy Dame Diop ministre bi ci boppam démb la woon ca fi nga xamante ni mooy centre des expositions bu Diamniadio jeexagul parce que dafay dem ba le 10 et am nay stand yoo xamante ni ay artisans xam nga artisanat moom du lekkat ak mbattu ak fer rek il y a d'autres œuvres réalisées par nos artisans yu garaaw yoo xamee ni boo fa demee sa yaram dafay daw tu te rends compte que Sénégal daa bëri ay talent dëgg la Pape voilà mais bu ñu nee made in Sénégal rek dañuy foog ni voilà yu sew sewaan yi la caraxu ngaay la ak fer la ak yooyu noonu mais am na yeneen yu gën a kawe yoo xamante ni ñu ngi ko fay exposé foofee nga xamante ni mooy centre des expositions bu Diamniadio donc ñu ngi féliciter monsieur le ministre Dame Diop féliciter itam soxna Ami Mbacké DAGE au ministère de la formation professionnelle et de l'artisanat ci li nga xamante ni moo jëm ci salon de l'artisanat salon international de l'artisanat démb la commencé dina jeex le 10 donc faites un tour comme ça ngeen découvrir œuvre yi ñu fay exposé ci stand yi 10h22 mooy doog a jot laataa ñuy recevoir invité yi nag Sophie yow la ñuy bàyyi nga nga won ñu li nga ñuy toggal et puis mën ngeen reprendre recette bi seen ay biir kër en attendant ñu recevoir gan yi ñëw tey seet si ñu tey ci yeewu leen bi n'est-ce pas. d'accord Bachir effectivement comme ni ñu ko waxee woon sànq rek tey nag mu xam sa ceeb la ñu andi commencé woon nañ nag li nga xam ne mooy préparation wu plat bi déjà moom c'est très simple très facile à faire déjà boo defee ndox rek def pincée de sel def beurre da ngay bàyyi mu baxandi ak moom su baxee rek nga jël mu xam sa bi daal di ciy sotti mélanger nag bàyyi noonu mu ñor de temps en temps nag nga surveiller ko parce que dafa am ñoo xam ne bëgguñu mu ñor ba tooy noonu mais tamit nag booy lekk benn lekk dafa war a ñor bu baax parce que bu ñorul bu baax mën na des ci sa biir bi mën na la jox ay maux de ventre yu demee noonu déjà nii bi mu demee nag ba ñor laa ci rajouter li nga xam ne mooy suukar bi parce que dama ci def sucre bi bëgg nag mu am goût pour boo koy lekk nga sentir li nga xam ne mooy goût sucre bi dugg ci bu baax a baax a baax léegi nag dama ci def tamit beurre bi ma ci defee beurre ba pare damay ñëw rek daal di jëlaat tuuti essence vanille moom it
defoon naa ci benn bouchon dama ciy rajouté waat beneen rek nga xam dina relever li nga xam ni mooy goût bi déjà nii moom ñor na pare na li may def rek mooy yekk ko rek ci sama benn bool mën a ñëw nag def li nga xam ne nag mooy mélange bi lii nag soo amee fromage mën nga ci def soo ko amul nag mën nga ko bàyyi noonu rek nga def ci li nga xam ne mooy lait concentré ak lait caillé bu la neexee lait rek nga ciy def bañ ci def lait caillé mais man nag tey ñaar yëpp laay mélanger nga xam ne damay am ñaari goût yu différent li may def rek mooy ñëw daal di koy def ci sama benn bool rek mën a def nag li nga xam ne mooy mélange bi moom nag de préférence nga bàyyi ko mu naturel mooy gën man nag dama jël rek quelques raisins comme te ñun dama jël quelques fraises ak ananas juste pour déco bi xam nga nag dafay laaj des fois ñuy revisiter plat yi comme ni ñu koy waxee améliorer ko su la neexee tamit mën nga ci rajouter tuuti coco râpé pourquoi pas nga jël tuuti raisin tamit def ko à côté mais ñun tey bu nature bi rek la ñuy bàyyi nii voilà gis nga bu ñu yekkee nii ba pare damay ñëw rapidement rek daal di ciy def lait concentré non sucré bi parce que nii dafa tàng ni mu tàngaay bi nii boo ci defee soow bi rek dafay dog mooy dafay lâché moo tax meew bi laay jiital mu xaw a sedd tuuti ma ñëw rek def ci soow bi ak li nga xam ne mooy sucre vanillé bi rajouté ko parce que tuuti sucre rek laa ci defoon bàyyi ko noonu nga ni damay ñëw rek def 2 cuillères à soupe de sucre vanille pour suukar bi bañ a ëpp voilà gis nga nii rek ñu def mélange bi suñu paree am nañu fii li nga xam ne mooy soow bi nga nii rek moom daal di ciy def voilà def nañ ci 3 cuillères yu mag et on mélange le tout gis nga lii nag mu naturel ba dee mën na la servir de dîner wala ngoon gi nii rek boo xiifee mën nga defar daal di def ci sa benn verre rek ñëw toog déguster tranquillement voilà gis nga rek damay ñëw jël sama benn coupe daal di sotti voilà gis nga nii rek voilà gis nga nii mu pare ñu daal di jël nii teg jël nag suñuy fraise pour génne li nga xam ne nag mooy couleur bi voilà gis nga nii rek mu simple ba dee daal di teg fii beneen fii nag am nañu ananas yoo xam ni attention moom it dañu ko dagg en bâtonnet moom laay jël ñaar rek daal di teg ni gis nga nag Baye Cheikh lii nag moo nekkoon plat bi nga xam ne moom lañ leen andil tey mu nekk mu xam sa ceeb simple très facile à faire moom nag comme ni ma ko expliqué sànq rek boo tegee ndox bi def beurre def pincée de sel bàyyi ba mu baax rek nga daal di ko ciy sotti bu la neexee aussi rek nga revenir li nga xam ne mooy pomme yi comme ni ñu koy defee fii caraméliser ko revenir pomme yi sauté ko ak sucre def ci fleur d'oranger wala nga def ci essence vanille bàyyi ko nag ba mu am couleur su amee couleur nag nga daal di koy jël sotti ko ci mu ànd ak moom mais dafa am ñoo xam ne duñ ko ci bëgg loolu nag de préférence mën nga ko defar teg ko à côté def tuuti beurre rek def sucre beeg yooyu mélanger ko ba mu am goût teg à côté nit ki nag su bëggee mélanger mu jël ko mélanger ko ak moom mais ñun tey bu nature bi rek la ñu def jël quelques fraises daal di koy dagg au milieu teg ko ci parce que nag touche finale bi dafa am solo ci li nga xam ne mooy togg bi parce que togg lu mu neex boo amee noo ko yekkee rek dafay am nu mu demee boo amee noo ko taajee nit ki bu xiiful woon rek automatiquement ci saa si dafay am envie lekk te gis nga lii nag mu sakkan ba dee benn sachet la ñu utiliser benn sachet ak moitié la ñu utiliser ñu am ci marmite bu fees nga xam ne famille bi yëpp mën nañu ci lekk lii nag am na ñoo xam ne couchant la ñu koy def dañuy bàyyi bay waaj a tëdd rek daal di koy def nag ci benn bool rek teg ko à côté lekk daal di tëdd moom nag tey ñun dañu ci def soow comme ni ma ko waxee sànq dañu ci def soow def li nga xam ne mooy lait concentré mais bu la neexee mën nga jël rek lait en poudre wala nga jël lait concentré non sucré bi noonu rek def ko ci wala nga def ci soit soow kese wala boo amee fromage boo demee ci grande surface yi am na fromage blanc yu ñu am yoo xam ne à 100 francs lay jar mën nga ko jël rek moom tamit mélanger ko ci parce que boo koy lekk da nga ciy sentir beneen goût boo xamante ne nii bu extraordinaire la Baye Cheikh lii nag moo nekkoon plat bi ñu andil tey ci kanam rek ñu déguster incha allah Baye Cheikh. voilà merci ñu ngi doon waxtaan de pendant kenn xooloo li ngay togg. yàlla baax na li ngay togg dafa yomb trop soom bi xaw ma laax. ngay jël rek dugal
siw ci ndox mi xorom mu bax nga sóob sa sànqal ngay aaral noonu ah. Je t'adore. Merci Sophie. On va déguster dans quelques minutes. Course ak temps bi nag la ñuy def léegi puisque normalement avant 11h war nañu bàyyee plateau bi antenne bi plutôt ak Seyda Fat Bintou Diop yaayu Aïssatou Niang. Aïssatou nga ca agence de voyage ba ñu ngi koy ndokkeel bu baax moom ak ñoom fa nekkal ak sunu xarit Mariem bu Tayrou Sarr madame Sarr. Mariem di ko baax yaayam itam baax lool donc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziar donc ca kanam daal leen bàyyi ak Seyda Fat Bintou Diop en attendant ñu tàmbali recevoir sunu ay gan yaaram ñu ngi lay ziar bu baax kontaan ci teewaay bi apula yàlla na ko sama àq dal ñu ngi jëm nag ci ziara annuelle bu Cheikh Baye Mouhamadoul Mukhtar Ka waaw kay ñu koy amal tey la ci Cité Fadia. tey la xadaratul jumaa bi tey lañ koy amal ñu ngi lay ziar bu baax ndax mën nañ ñëw ci programme tey bi. ok auzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmani rahim ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu suñuy sëriñ Maulana Baye Ba Mukhtar Ka mi nga xam ne mooy suñu buntu ci Baye Mouhamadou Mukhtar Ka ak yaa Umul Arifin. xanaa moom lañ la tuddee. waaw mooy sama sëriñ tur bi dañ ko dàkkatal rek. ok macha allah di nuyu ki nga xam ne moom la toog ci peggam muy oustaz Pape Hann ñu ngi koy nuyu bu baax di rafetlu xam-xam di ko ñaanal yàlla yokk ko. di nuyu Pape macha allah yow tamit ñu ngi lay nuyu bu baax. di jaar di nuyu suñu sëriñ fi fekk aussi. di balaa ñoo ñëw ci programme bi rek nga jéggal ñu. ñi taxaw ci jàmbaar jooju noonu nga xam ne doom la ci Baye Mouhamadou Mukhtar mi nga xam ne moom la ñuy defal ziara bi waaye itam soldaaram la ci liggéey bi nga xam ne ni sumbal na ko di ko liggéeyal ba loolu moo waral tey ziara bi mu ngi toll ci 7e édition ñu ngi ko tàmbali di ko def il y a de cela 7 ans ci ren ziara bi nag mooy du dara lu dul fësal liggéey góor yàlla boobu noonu sama xarit Pape Hann di wax ne nijaayam la macha allah mu nekk ki nga xam ne xam-xamam set na rafet na mu xaddam bu mag la ci maam Ibrahima Fall mi nga xam ne moo ànd woon ak Baye Niass radiyallahu taala anhu kon ci li nga xam ne aussi mooy jàngale Baye Baba Mukhtar Ka mi nga xam ne moo sumbal tey ziara boobu noonu di ko defal waajuram mooy di yar ay xale yi nga xam ne mën naa wax ne ay cadre lañ ay intellectuel lañ man mii di wax agent d'administration la foofu noonu ci direction des centres universitaires de Dakar di wane ne nag diine ak liggéey mën na ànd diine ak jàng mën na ànd ci loolu noonu la ñuy sang bi Baye Ba Mukhtar Ka yar di defar jikko yi di yar xale yi ci li nga xam ne moom la sëriñ bi gërëm ci muy looloo sumb itam ci liggéey boobu noonu lañ continuer di taxawal ziara bi ni mi nga xam ne tey lañ ciy def waa xadaratul juma général la ñuy def tey foofu noonu ci Cité Fadia ñu ngi ciy woo képp ki nga xam ne jullit nga ñu ngi ci woo tijaan ñu ngi ci woo ñi nga xam ne ñooy suñu wasila maam kër waa kër maam Cheikh Ibrahim Niass di woo bépp jullit di woo muxaddam yi di woo zikarkat yi di woo itam waa GFM di woo ñëpp rek macha allah alhamdulilah ginnaaw loolu suba mooy samedi bi ñu ngi ciy def boobu nag mooy ziar bu mag bi. suba tey mooy xadara bi. waaw tey mooy xadara bi. bu ñu paree waxtaan. suba nag mooy ziar bu mag bi. waaw suba la journée lay doon. ci ziara boobu noonu ñu ngi ci fas yéene à partir de 15 heures def mise en place. mais dañoo faral di def moom li nga xam ne ci jàngale sëriñ bi la mooy wirda jaamu yàlla waaye jàng alxuraan dinañ ci wàccee alxuraan macha allah dinañ ci jàng téere yu bëri ñu fa ñëw dinañ xam limbeeg yooyu lépp nu mu toll ak wirda macha allah waaye ci loolu itam à partir de 17h sang bi Baye Mouhamadou Mukhtar Ka dina ànd ak suñu yaa mulaara fii na waaye Baye ñëw ci fi nga xam ne mooy ziara bi incha allahu rabbi noonu lañ ko tënkee ci programme incha allah. talaaj Pape seeti ziara nitu yàlla jar na daw ay junni kilomètres. dëgg la de waaye Baye Makhtar boo ne ko jàkk xam ne nitu yàlla pire. macha allah waaw li mu defar kenn xamul mu toll. te nitu yàlla fu mu nekk nit ñi fekk ko fa. kon ziar bi ñëpp war nañoo dem rek xool jëmmam ja. macha allah taalal suñu loxo mu ñaanal ñu. loolu sax ci laay fàggoo nitu yàlla dëgg la. ci ziara bi mu nekk ziara boo xam ne ziara bu international la. parce que nit dina jógee fu nekk ñëw di ko teewi. dinañ am ay mbokk yu jógee Canada waa France waa Belgique. ñoom ñëpp incha allah dinañ ñëw
ci ziara góor yàlla boobu noonu waaye tey ñooñu suñ mënee ñëw itam liggéey doomam boobu noonu la muy Baye Babou Muxtaar Ka jàmbaare ci lislaam ki nga xam ne dafa jaay njureelam jëndee ko taalibe mu nekk suñu sëriñ nekk suñu wasila nekk suñu buntu ci Baye Mouhamadou Muxtaar Ka ak yaaya mu la arifuna waaye Baye mu ngi nuyu Baye Baba nga xam man sama sang la sama doomu nijaay la incha allah waaye joxaguma yëre dana ma jox yaa ko seede bii nii ma sol rek incha allah waaw bii rafet naa waaw jël ci ko incha allah yal na ko yàlla mottali jërëjëf sëñ Moxtaar kontaan nañu sëñ Moxtaar kon programme bi tey jii lay tàmbali ñu àggali recevoir soxna Khady Gaye ngir waxtaane grand après-midi religieux ak jigéenu yi fekk baax dëkk bu ñu naan Thiès suma yaay yooyu ñuy amal nag première édition wu seen conférence dimanche 8 mars 2020 à partir de 16h ca Jàmmalaay ca rond-point ba ci suufu pont wu Jàmmalaay bi fa la ñuy amalee programme boobule thème bi nag di kóllëre kóllëre moom dees koy fas rek soxna Khady Gaye ñu ngi lay nuyu yaay booy ajot Khady Gaye Abdou Khadre kontaan nañu waaye dama laa nam jox ko micro bi. maa ngi lay fay Pape. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla. kontaan nañu ci teewaay bi. wallaay merci beaucoup. ñu ngi rafetlu lool lii ngeen initié di après-midi bu mag bu ngeen di amal ak les Thiessoises de Dakar. programme bi nag le 8 mars la. waaw le 8 mars incha allah waaw ndax mun nañu ñëw ci association bi d'abord ak nu programme bi tëddee incha allah le 8. waaw maa ngi nuyu waa plateau bi. di sargal suñu doom imam Pape Anne. xale bu baax suñu digganteeg moom du tey. démb la ñoo ko yar. tabarkàlla di la ñaanal yow tam Pape Cheikh di la nuyu ndax yow suñu doom nga. wallaay yàgg na yow Cees nga dëkk. dégg naa la keroog nga naan sa groupe yaay. waaw sa yaay ci ñun la bokk. invité nañ ko. donc association bi. yàlla daf ñu boole ñu dëkk Cees. màggandoo. bokk koñ wala ñu bokkoon école yàlla tasale ñu Dakar. ñu ànd bokkoo jokkoo. léegi nag initier association bi ci initiative Adja Pël Gueye bu unité 26 di nit ku baax. ñu dajaloo nag jël secrétaire présidence bi nag jox ko suñu mag suñu doomu ndey suñu xarit Adja Soda Gueye. ñu ànd nag ànd bu rafet. bu chaque mois ñu tase. natt. ku xew la ñu ànd kook yow muy neex muy lu naqari. waaw noonu daal la ñu àndee. macha allah tey nag ñu décidé nag. ci 8 mars bi nag. ñun nag def suñu après-midi religieuse nag ak imam Tafsir Abdourahmane Gueye. Tafsir sama jarbaat la sama doom la ndax baayam moo ma ko dénk. neex waxtaan. baayam moo ni ma yal na ko yàlla yërëm. Pape Anne ma ne ko mun ma Tafsir mii dénk naa la ko. sa jarbaat la sa doom la. waaw muy xale boo xam ne xale bu yarul la. Tafsir kay neex waxtaan. du ma fàtte mukk bi ñu nekkee Arafat muy taw. mu fekk ñu ci suñu tànt ma jàppante ak nelaw tuuti waaye waxtaanam moo mooyee boole kook taw bi. ak noonu nu armalee ma tëdd. ci tooyaay bi mais yi muy wax jëmale ko ci Seydina Muhammad. boo ko gisee rek sa yaram dafay daw c'est-à-dire l'image est restée dans ma tête. dama boo gisee ak sewaayam boobu Arafat ci taw bi seen boo ko gisee ak sewaayam boobu nga defee ni mënul wax mais bu àddoo rek nga yeewu. da nga yeewu sama doom la nu ngi koy nuyu. macha allah bis bi nag maa nga ca yaay. ndax moom mi alaaj Pape bañ ko sancee la ma woo. yëgal ma ko. ma waroon tukki dem Italie sama tournée mi waroon def. il faut nga wax ni fomm nañ ko fomm ko. muy waa Tisano. waa lekk te yow sax yaa tax ñu fomm ko ndax da ngaa ragal. kon sama ñoom yaay laay ñëw la ñun waa Thiès waa Thiès koy ñëw. incha allah Pape ñu ciy woo ñëpp nag. incha allah ku dëkk Thiès ak ku dëkkul Thiès. sama doom yi maa ngi leen di invité. fii rek la ci sous pont unité 26 bi. le 8 mars à partir de 16h. à partir de 16h incha allah. waaw. donc ressortissants Thiès yëpp ñu ngi leen ciy woo. ñëpp ñu ngi ciy woo góor ak jigéen mag ak ndaw. te nag yaakaar naa Dakar bu ñu fi génnee waa Thiès ñu fi des du bari de Pape. ñoo ko yor de waa Thiès. jërëjëf Adja Khady Gaye kontaan nañu lool kon rendez-vous bi incha allah dimanche bi lay doon. le 8 mars après-midi bi incha allah. waaw Pape nga baal ma nag. mënuma daaneel. te tudduma kenn koo xam ne yàlla daf ko boole woon mu bokk ak ñun. ñu ànd ak ñun ànd bu rafet. nekkoon nit ku baax
bettu ñu betteel goo xam ne dem julli ji àjjuma rek yàlla moom ko fu mu doon jullee muy Awa Kumba Samb donc boo gisee ci gannaaw carte bi dañ ko ci rendre hommage waaw. am na itam lu ñu dal bërki démb ndax dafa am suñu benn membre moom it doomam génn àddina tey ji la sarax si ñu koy wax Pape Abdou Karim Diop yàlla na eggalee ndawam sa àjjana di doom ci suñu benn membre soxla coor fekk ni lii yëf yàlla la rek ñu sumb ko mais ñi ngi bokk ak moom naxar bi ñaanal yàlla àjjana firdaws di seen wàccuwaay jërëgéen jëf di leen gërëm di leen sant nag encore une fois nag di woo ñëpp nag ku dëkk Thiès ak ku dëkkul Thiès nañ ñëpp wuy si ndax Thiès mooy Carrefour ku jëm Diourbel Thiès ngay jaar ku jëm Touba Thiès ku jëm Thiénaba Thiès ngay jaar ku jëm Xombal Ndar fu nekk konte nag mooy Carrefour bi nañ ñëpp wuy si ndax ñëpp ci la ñu inchallah imam Pape merci beaucoup dinaa ñëw wéetali si sama doom Abdourahmane inchallah donc ci suufu pont bu jàmmalaay la ñu koy amalee dimanche bii lay doon nar a tombé ak 8 mars jërëjëf Adjatou Khady Gueye ak association des Thiessoises de Dakar ñu recevoir Mame Thierno borom Daaru grand cant lay organiser daayira bu mag di ko amal seen président di Amsatou Mbacké Serigne Amsatou Mbacké donc ñuy recevoir Balla Talla Fall Baye Talla Fall waaw Baye Talla ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi donc ñu ngi jëm ci bis yu am solo vendredi 13 ak samedi 14 mars ngeen di amal cant yu mag ren nag nar a tombé ak 14e édition bi incha allah. asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñi fekk ci plateau bi yëpp. ñu ngi nuyu El Hadj Pape Hann. Pape Cheikh ñu ngi lay ziar. le 13 bi ak le 14 bi nag li ko waral mooy le 13 bi mooy guddig maam Cheikh Ibrahima Fall ñu dërëjale ko soxna Jëbbu Fall. takkusaan gi tamit dañuy def xadiratul juma Serigne Amsa Mbàkke Serigne Soubayrou mu maam Thierno Ibrahim daamal Daarul Muxti nga xam ni taxawaayam lépp ci Pikine mooy tàggat ndawi Serigne Touba yi ak ndawi maam Thierno Ibrahim di woo ci woo ñëpp bis bi nag mu am bis boo xam bis la boo xam ni bis benn bis gënu koo rëy ca Pikine ndax moom liggéeyam ak daram lépp ci liggéey Serigne Touba ak maam Thierno la bis bi nag samedi bi mooy bisub maam delloo njukkal maam Thierno Ibrahim li ci topp mooy dafa am ñu mu ko dara jaare di Serigne Khadim Lo Gayndeel ak soxna Mominatou Kabe nga xam ne ñoom tamit ku leen tudd rek tudd leen ci yoon wi kon ñooñu tamit ñoom leen ko dara jaare di ci woo mboolem koo xam ne rek yaa ngi wax ashadu an la ilaha illa Muhammad rasulullah di ci woo tamit doomi Daarul Muxti jooju Mouhamed Nasirou Samb directeur Africa Bloom di doomi Alaaji Amadou Samb di taalibe maam Thierno Ibrahim Serigne Amsa nag moom bu ñu ko tuddee rek tudd na maam Thierno ndax Pape Cheikh dénkaan ka nga wóolu borom Daarul Muxti mooy rakk ji gën a sës ci Serigne Touba Khadim Rasoul moom la dénkoon daaru moom la dénkoon njaboot gi bi mu koy dénk ne dañu ko woon Thierno mu ni ko Mbàkke mu ni ko maa ngi lay dénk njaboot gi waaye rikk na nga gore ba pare Thierno ko gënaloon waaw ni ko nag rikk na nga muñ ni ko nag waaye Thierno maa ngi lay dénk njaboot gi waaye nag Serigne Modou Moustapha ak Cheikh Mamadou Lamine Bara bu nu buun bu nu saalañ bu nu jadam te kon dénkaan kon moom sëtam boobu bu ñëwee Pikine wootee lu mel noonu Sénégal gépp danañ ko wuy si di sant daal ak a gërëm ak a ñaan Cheikh Amadou Mountakha ak Serigne Abbas ndigal li ci moom la jógee ak Serigne Mame Thierno Mbackeem Serigne Soubayrou di sant bu baax ñun nag ñooy géwlu daaru moo tax bu nu yónnee faaw ñu ñëw ndax Thierno ak Serigne Touba ñoo bokk lépp kàddu yi mat na soxna Boussa waaw woote bi mat na woote bi mat na kon daal wooteen bi mat na rafet na alhamdulilah yàlla barkeel la kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf Baye Talla Fall ñu ngi lay gërëm bu baax donc ci ñaari fan la ñu koy amal ci barkeb borom daaru loolee di cant yu mag le 13 ak le 14 mars ñu àggali très rapidement recevoir keneen di Alassane Diallo ñoom nag ñu ngi wàcc sargal Sidi Hadj Malick ki ko organisé di Alassane mii di ñu fekk si ci plateau bi programme boobu les vendredi 13 mars la ñu koy amal ci dëkk bu ñu naan yëmbal route de Boune en face CMS bi ab xadaratul juma bu mag la ñu fay amal foofee ca route de Boune yëmbal ñu ngi lay ziar sëñ Alassane kontaan ci teewaay bi donc da ngeen di sargal Seydi Hadj Malick vendredi 13 mars incha allah. مدور جاد بمالك وكمالك كالدهر مر بمالك للمالك يا من يريد ذريعة لجنابي
شمر ولا تصنع بصنع الهاتك لله درك فيا دار الولي دار الحمول من البرايا ناسك كندس الحاج مالك وكيف بارك الله السلام عليكم aleykum salaam wa rahmatullah maa ngi jégalu bu baax dañoo ne saxaar bu jegee gaar daa war a corne loolu rek moo tax ma daal di nga der te heure bi dafa xat moo tax ma daal di koy gàttal foofu waaye gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu ñëpp tabaarakallah di nuyu suñu ñaari way jur ñaanal leen yàlla mel gudd fan amiin wér ak wér ndekkattan ak mën-mën di nuyu ñu fi toog ñëpp tabaarakallah nuyu sama ndijaay alxaaji Pape An nii ko baax nii sama doom Baye Pape Cheikh ak sa naataango yi nga bokk plateau bi ñu ngi fi ñëw rek tabaarakallahu di leen yëgal 4e édition bi ñuy sargal suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick muy vendredi le 13 mars incha allah fële ci yëmbal buun en face banque alimentaire du Sénégal waaye 10 heures incha allah dinañ jàng alquran al karim ñu ñaanal mbooleem jullit ñaanal suñu maam Cheikh Seydi Hadji Malick ñaanal ñi nga xamante ni ñoom ñoo jiitu xadara lay doon waaw bu 17h30 incha allah lañuy waaw sëñ Issa Touré mel na bu baax mi waaw dina ñëw lal mbaraan bi bu ñu leen defee xadara jumaa ba noppi tabarakallahu sëñ Sambu benn xam ne moom moo ma jàngal tagg yonent bi xaritu Alaaji Pape Cheikh waaw Sam de googu rek waaw moom dina ñëw tabarakallahu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sarga Sidi Hadji Malick bu Sam daane lañ jox Oustaz Mouhamed Ndiaye tabarakallahu ba ne ba ci biir nag waaw ñu jox sa papa mu bégal ñu maa ngi ci woo mboolem jullit di ci woo soppi xel te am di jàmm yi ndax li tax ma def ko mooy amuñu kenn ku di Sidi Hadji Malick te ki tax nga gën koo woon a gën kooku du su morom sa sang la te ñun amuñu kenn ku di Sidi Hadji Malick moo tax fu ñu dem rek tabarakallah dañ koy tudd di ko sargal kon asalaamaaleykum wa rahmatulah barakallah jërëjëf yàlla ci def ndam def ci barke sargal Sidi Hadji Malick ba aljuma le 13 le 13 mars dina tombé ak maa ngi nuyu sa yaay nuyu ma ko baax a baax jërëjëf sëñ Alsane kontaan nañu ñu àggali recevoir Serigne Modou Diop Ndiaye Xasaayid moom nag mu ngi wàcc moom it le 13 vendredi 13 mars ca Madina Fall sant Serigne Mbacke Soxna Lo Serigne Mbacke Mohamed lay sargal moom it ca Madina Fall vendredi 13 mars 2020 Serigne Modou Diop ñu ngi lay ziar kontaan nañu ci teewaay bi ñu ñëw ci programme bu am solo bi la nga xamee ni vendredi 13 ngeen koy amal incha allah. Serigne Mbacke Soxna Lo may nanu tawfeex seral na sunu xol yi dalal na sunu xel moo di Serigne Cheikh. Serigne Mbacke Soxna Lo may nanu tawfeex seral na sunu xol dalal na sunu xel moo di Serigne Cheikh. Xaadim Rasulay samaam bég nañ ci yow mi Serigne Mbacke. Moustapha samaama la joxoon garaati Serigne Cheikh. la woon ca samaam Serigne Modou Moustapha ba ci Serigne Cheikh. Serigne Mbacke yaa ko taawu yow mi taawu ki taawu tawfeex. Alaaji Cheikh. Alaaji Cheikh mi ngi lay ziar. maa ngi delloo char. waaye di ñuy nag siyaare sunu sëriñ alaaji Pape An xalbu salim loolu nag turu bees la ndax borom njariñ la fu mu dem day génn njariñ turu daale sa xalbu salim moom borom njariñ lañ ko wàccees waaw alaaji Pape An xalbu salim xalbu salim nag xam nga xaritu grand sëriñ Adja ba doo ko xamewoo xalbu salim a ngoog ñu ngi leen di siyaare xalbu gi waa Thiès daal nga nii waaw borom njariñ li waa Thiès dañoo dee yow tam sama neexaay gi boo ko xoolee rek boo ma ñamee xam ni Thiès laa jóge waa taaxi ko ak ngent portugais ak Madina Fall moom mooy borom njëriñ li kuy borom njëriñ li waaw sax noppin bi laa dara di ñu ngi lay siyaar bu baax a baax walaay di am mbégte nag bu baax njëriñ li nag xam naa ne dañ ci profité di nuyu bu baax fa tabarakallah sunu DG Alxaaji Pape Doumbouya borom Thiès Prestige nga xam njëriñ li yàlla dogal na foofu la juddoo te mujj yàlla baaxal di doomi Thiès yoo xamante ni président mouvement Thiès ca kanam parce que dem mu woote bu rëy ca 1er mars bi def lu rëy waaye ñu ngi
leen di jaale itam sunu sëriñ sunu kilifa baax Cheikh Abdourahmane Fall Tilala koo xamante ni liggéeyam Sénégal xëj na bi mu jëmee mag lañ koy doog a xam waaye ba mu tey toll di yor kattanam di génn ci réew mi àll bi fu ne dem na fa diggante Gabon Côte d'Ivoire la mu fa dugal ci ay di tuubal liñ ci diine l'islam kenn xamul lu toll Cheikh Abdourahmane Fall Tilala bokk na ci firnde rek mooy sama baay bi ma jur di Alaaji Ndiasse Ndiaye tuubal nag Ivoirien tudde ko Alaaji Ndiasse Ndiaye jànkatu xasaay tudde na waaw sama baay Alaaji Ndiasse Ndiaye jànkatu xasaay tudde na ko doom tudde na ko koo xam ne da ko dugal ko ci diine l'islam tudde ko Alaaji Fàllu Gàmm di jànkatu xasaay nekk ca Kaolack tuubal na nit ca Côte d'Ivoire dugal ko ci diine l'islam du doon liggéeyal l'islam moo tax bi mu génnee àdduna li sëñ Muntaxa wax ne nan ma ko indil Poroxaan ma taxawu ko ñu doog koo yóbbu Touba loolu ab liggéeyam la yàlla na ko yàlla fayal ñu ngi ziare bu baax Alaaji Pape Cheikh Diallo di la bëggee le 13 mars bii ñu ngi koy wàcc insha allahu rabbi muy vendredi bii ñu jëm waaye muy bis boo xam journée sant Serigne Touba la waaye ñu ci daan nag jël ndigal li ci sëñ Mbàkke Soxna Lo suñu sëriñ boobu mun daan jox ndigal yàlla dogal na photo bii ñu ànd ci carte yi maa ngi moom le 2003 la woon yàgg na tabaar mu yàgg loolu 2003 sëñ Mbàkke Soxna Lo doonoon nit ku baax moo tax bi bis bi jubsee ma dem ci xalifaam sëñ Moustapha ñen fekk ko ci Ndumbo ji wax ko bis bi wax ko na mu daan tëddee xamal ko ni ren day tombeek aljuma day tombeek waaw lay tay waaw xamal ko day tombeek aljuma ren ma fas yéene cee amal xadaratu juma xam nga journée sant Serigne Touba bu am xadaratu juma nag moom moom mooy benn sotti ceeg def ci la waaw mi ngi noonu dara jaale xadaratu juma bi nag Cheikh Mamadou Muniru Njëgeen xalifa alaaji Ahmad Baro Njëgeen sa Serigne boobu alaaji Pap waaw di jëm bu baax Serigne Muniru it yëf yi rëy ci moom bam ni jumaa ji nanu dem ñu yëgle fa bisu sëñ mu Jóob Njaay xasaay bi ndax xadaratu jumaa boobu mu ma dara jaale ñor na ma lool lépp di àjjuma kon daal bis baa ngi noonu alaaji Paap àjjuma bële mooy le 13 comme tey le 13 àjjuma tey bii bu dellu si waaw Thiès nag fa tabaarakallaa ku ne xam na ni daa bëri ay nit ñu baax ñu fa ne réservoir la ay nit ñu yiw rek Thiès waaw gars yi waajoon nanu nag muy suba ci samedi bi ndax président daa joxe woon ndigal waroon faa ñëw sestata waaye mu mujj annulé ko waaw waaye ñu ngi lay xamal ni mboolem doomi Thiès yëpp waajoon nañ loola dëgg la waaw kon nag loolu ñu ngi ci profité di la xamal ni bis bi am na ay parrain ki marraine waaye ñu jiital ci rek seen bàjjanu bopp seen sëriñ soxna Bali Muntaxa altine falaa añe falaa reere daja fa ak sa sëriñ bu baax ba Seydi Ahmed Si Malaaji Abdou mu nekk ca la mu nekk rek nekk ca waañ wa sa sëriñ bi maa ngi lay seereen ni soxna Bali Muntaxa lu mu bëgg ci àdduna boo ko laajee mooy ngërëmal sëñ Muntaxa rek lay sakku soxlawul dara nga ni sëñ Muntaxa yi weer ku dem Poroxaan wala avant toog fa di dalale ay ndab ñoom ñaara bokk di dimbali nit ñi xam nga ni kooku ndimbal rek ko tax a jóg waaye ñu koy siyaare di la xamee ca pena yàlla bokk fa tabarakallahu ajaratu liika ba nga xamante ni kenn la ci yéen moom itam doon koo xam jigéen ju baax la maître liika ba fa tax di ko jëmm ju baax waaye sa xaritu bopp nag di sa doomu xarit muy fa tabarakallahu Bisu Gueye doomi Alaaji Mbay Gueye EMG waaw fa tabarakallahu maa ngi jot ak yaay muy wax ci yow wax baax jigéen ñooñu daal xam naa ne fa tabaarakallaa li gën a xat temps bu xat baaxul ci waxkat déedéet moo garaaw ñun moo ñu dal ni ko laajee ndax muus rafet na dañu jotuma seetlu kanam bi li ma ni dañu day xat voilà waaye dese nañu mareen li soxna Astou Gaynde Fatma moom sa xarit ba soxna Astou nga xam ni yaa wax ni at mu jot màggalu Touba la sa passé moo la koy jox bërki démb laa ko tudde doom soxna Astou moom mooy bëri dënër bi soxna Astou Gaynde Fatma moom Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma nga xamante ni moom daa doon mag ña waaw ca taxawaay da nga may yónnee marraine yeeg parrain yëpp siira ma waxal la ñëpp loolu dana ci baax xam naa ne liste la bari na ndeysaan kon nag yéen parrain yi ci déggul surtout jàppal ni kon fii xat waaye insha Allah siira dana yaatu maa ngi leen di jégalu wasalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf amul benn problème DG Pape Doumbia mi ngi noonu jërëjëf kenn amul sa fay jërëjëf Ndiaye yàlla yàlla def ci ndam yàlla def ci barke Serigne Modou Diop Ndiaye donc le 13 ca Madina Fall ca njëriñ li borom njëriñ dese nañu ñaari invité de te pourtant 9 minutes kese moo ñu dese ñu gaawal ko rek Serigne Modou Mamoun Mbacké journée cant Serigne Touba ak consultation gratuite ñoom nag du vendredi mais samedi le 14 mars samedi ëllëg bu delsee bu soobee yàlla ngeen koy amal ci Guédiawaye Wakhinane Nimzatt. waaw kay jërëjëf Pape Cheikh ñu ngi lay nuyu comme 9 minutes la taman 11 minutes laa waroon a jël. ah donc naa économiser. di ziar bu baax. xaaj ko
ko rek. Serigne Pape Anne di la nuyu di nuyu Mado macha allah waa plateau bi yëpp ba seen borom village yi. ñu koy nuyu bu baax waaye di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér. di ñaanal it suñu Serigne Alhaji Mbacké moom Serigne Mor Mbacké Doj ak mboolem njabootuk Serigne Mor Mbacké Doj. Pape Serigne Mame Thierno Mbacké mu Serigne Mor Doj. mi lay nuyu léegi nii rek mi ngi naan ma nuyu ba Pape waaw mi ngi wax ni ngeen demee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. jërëjëf Pape bis boobu day bis boo xam ne bisub sant Cheikhul Khadim la waaye nag ci façon boo xam ne façon sociale lay doon mooy at mu jot dañuy tànn di ci def social ren ñu tànn ngir def ci consultation gratuite ngir population bi nga xam ne peut-être am na ci ñoo xam ne ñu ngi dund ay jafe-jafe yoo xam ne jafe-jafe médical la donc ñu fexe ba médecin yi ñëw jege leen xool seen yaram docteur bi ko war a jiite tudd docteur Babacar Faye nekk fii ci Fann ci ñi fiy liggéeyee di bis boo xam ne bis bu yaatu la ñu ci sant Sëñ Tuubaa bu ñu xëyee jàng ci alquranul karim jàng ci xasida ñaanal ci réew mi feebar yi nga xam ne ñu ngi koy dégg musiba yeeg balaa yi te macha allah ñu ñaanal ci réew mi ngir yàlla musal ñu ci waaye muy bis boo xam ne nii mboolem askanu Géejawaay dañ leen ci woo ci njiital ki nga xam ne mooy le maire Aline Sall ak ci taxawaayam bu rafet bokk ci ñi nga xam ne ñoom lañ ko cërale sëñ Mame Thierno Mbacké moom sëñ Mor Doj mi ma doon tudd léegi nii bokk ci ñi ñu ko cërale niki noonu monsieur Racine Talla moom it bokk ci ñi nga xam ne moom lañ ko cërale tax ci goxam lañ koy defee di woo mbooleem ñi nga xam ne ni ay kilifa lañ ay kilifa jiite daayira sëñ Touba yi ci Géejawaay ku mel ne Serigne Moustapha Diané bu daayira Mafatihul Bisri ku mel ne Serigne Cheikh Bousso mu Serigne Bara Bousso Touba marché Ocass di jàmbaari Serigne Mor Mbacké Doj moom it ñu ngi koy woo di woo mbooleem njabootuk Serigne Mor Mbacké Doj gi mbooleem taalibe yi nga xam ne ni ñoo aju ci biir kër gi di leen ci woo di leen wax ne nañ ñëw bis bi seen bis la di xaar bu baax a baax a baax taxawaayu mbooleem ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllu santé rawatina le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xam ne moo jiite wàllu wér-gu-yaram gi fii ci Sénégal waaye nag di ci woo première dame taxawaay ba mu ci daan amit mu am ko ci Pape comme seen plateau xat mi ngi noonu Mbacké maa ngi sant am nañu mbégte waaye dina gën a yaatu samedi lay doon la 14 incha allah ñu ngi la ci wooyee incha allah Mbacké Balla incha allah waaw dina kenn duñu fa jiitu incha allah fi liggéey ci bis nag bari do xanaa ma doon 200 nit rek waaw man moom xanaa dama ñëw dinaa la ñëwal incha allah sorewul fii rek la Géejawaay waxi naan Mbacké Balla kontaan nañ yàlla ci yàlla def ndam incha allah yàlla ci yàlla def ndam Mbacké Balla kontaan nañu 14 mars donc la ñu koy amal samedi lay tombeel bii bu ëllëg bi bu delsee ca Géejawaay waxi naan Nimzaat ñu jeexal nag ak Serigne Modou Guissé ku ko xam digganteem ak Chérif Abdourahmane Fall ci laa la mu fonk ko lool doon itam jëwriñam fii ba bitim réew foo ko gisee rek sa xel dem ci sang boobu la nga xamee ni moom la ñuy jooy ba tey ñu ngi lay ziar bu baax Serigne Modou Guissé ñu jëm nag ci 4e édition journée santati Mame Cheikh Ibrahima Fall le 14 mars samedi bi ci topp incha allah la ñu koy amal ñu ngi lay ziar bu baax auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli si ndawam li mu yónni Moustapha alayhi salaatu wa salaam di kennal Serigne Touba waaye di jaajëfal Mame Cheikh Ibrahima Fall Lamp di feddali suñu pas-pas ci ki nga xamante ne moo doonoon Serigne Touba si ñun doonoon Cheikh Ibrahima Fall si ñun di Chérif Abdourahmane Fall Tilala Fall ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk ay leeram di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waaye di feddali suñu pas-pas gi nga xamante ne moom lañu yeesal ci doomam ji di Chérif Abdoul Aziz Fall di tawam Pape di la siyaare bu baax di siyaare Oustaz Pape Anne di suñu xarit di suñu wëllëre di siyaare soxna yi ñu fekk si jataay bi xam naa ne bis boobu ngay wax di bisub 4e édition journée santati Mame Cheikh Ibrahima Fall Chérif Abdourahmane Fall Tilala moo defoon déclaration ci boppam di wax ne moo koy taxaw si ca Kaolack ànd ko njabootam gépp ñëpp a ngi ko doon xaar ren ñëpp di ko waaj ñu waaj ko ci ay weer yu bari waaye bis ba soppeeku gi ci am mooy bisub ñaan la ndax ku toll noonu bu wàccee lis ka mën a defal mooy bisub ñaan ndax bis ba ñaan la mësa doon waaye nag dañ ko koy jagleele ren duñ ko mën a fomm ndax lislaam la woon diine la woon waaye dees koy def bisum ñaan jàngal ko ci alxuraan ndax alxuraan di tàmbali woon nañu ko ba noppi ndax lim bu takku lañ ci bëgg jàngal ko ci xasida defal ko ci zikrullah waaye Pape maa ngi lay seedeel ne umma islaam bi yëpp ñàkk naa koo xam te ne xëy na Serigne Touba dem na
Serigne Ibra Fall mi yaakaaram te dem na. mën naa seede sa diggante ak moom. Serigne Saliou yaakaaram te dem na. waat bu jotee rek kon moom na la yóbbu ñooñu du ko fi bàyyi. wallaahi dañuy muñ rek. xam te ni ne. yàlla la. Samba nag dañuy wax ne du man kanamam man ginnaaw waaye man ni ma ko xamee. xam naa ne ginnaaw mooy gën kanamam. wallaahi dara du yàqu. di wax ñëpp ne saxar si ñu ngi koy amal suba. ca Nord Foire. incha allah ci këram. terrain foofu basket la bi. saxar si di amee. ci terrain basket bi. ci terrain basket bi. maanaam ku jëm si terminus 34 bi rek. nga dégg ndax moom ku ko xam boo ko jubaan rek. di nga xam ne. jub nga ku bëggoon Serigne Fall. ku gëm Serigne Ibra Fall. Sidi Ibrahima la ko daan wooye. boo xamante ni ne baat boobu may dégg ngay wax mu naan Sidi Ibrahima. bu jugaan dem si moom sax da ngay gis mu pant. bég nga xam ne kii ki muy jëm mu ngi jëm ci ku mu bëgg. ci la ñu yar ndax ñun ku ñu xool rek xam ne Serigne bi am na lu mu def si ñun. sëñ Pape Cheikh ñu ngi lay siyaar baax di la ko jaale mas. sa bàyyi la woon ñu ngi la koy jaale bu baax a baax a baax. di wax ne bis boobu daal coppite gi ci am mooy dañ koy def bisub ñaan def ko bisub ñaan goo xamante ne ci wàllu alxuraan ak ci xasida ak ci zikkur laa nga xamante ne moom tur yàlla fi mu ko àggoon ñëpp xam nañ ko. ñu ngi sant bu baax dafay tiis nag lool si ñun sax ñu ñëwoon fii. moom kay métti waaye faaw ñu dëggal. Casaville lañ koy amalee ca Kaolack. incha allah waaw normalement moo ko waroon jiite mu ngi koy waaj boobu ba tey. waxtaan na ma ceeg moom plusieurs fois. ci loolee mais daal yàlla baax na. donc rendez-vous le 14 incha allah ak Serigne Modou Guissé ak ñi mu ciy àndal. ca terrain la Dior Casaville Kaolack lu ko mooy ëllëg daañu tase ci sarax si ñu jagleel ko bu soobee yàlla Chérif Abdourahmane Fall Tilala yàlla na yàlla yokku leeram. jërëjëf Guissé kontaan nañu. jërëjëf ñu jaaree fa jeexal merci Bessel à vendredi. merci beaucoup Pape Cheikh daal di jaajëfal rek kooku di Mbayang Kinoucha donc moom moo ma ñawal tey numéro téléphone bi di 77 842 42 87 donc mu nekk Liberté 6 tay baas bi ma koy jaajëfal lu bëri bëri jaajëfal tamit nag waa bijouterie La Solution ñoom nag nee naa leen bijou yu ma takkati rek dem leen foofu dañu bëgg jigéen ñi ñëpp daal di takk or wala jamaa loo leen si bëgg a takk rek dem leen si numéro téléphone bi di 77 833 86 61 61 wala ngeen woo leen rek 77 720 27 27 merci beaucoup madame Niang ci bijoux yi rafet yi Pape Cheikh ba vendredi incha allah. Adji Thiam solution ñu ngi koy nuyu bu baax on en profite jàllale juste quelques messages laataa ñu leen di bàyyi ak Seyda Fat Bintou Diop joyeux anniversaire à madame Gaye Elena Ndiaye ñu gën ko xam ci turu yaay Sidi Mokhtar chéri Dadi Gaye. C'est de la part de son mari Abdou ak toute sa famille particulièrement son frère Pape Balla Diallo di maggu ñëpp ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire joyeux anniversaire à Mansour Gueye c'est de la part de sa maman Alassane Ndiaye et de son père Modou Gueye on lui souhaite beaucoup de bonheur c'est aussi de la part de Thiorombar Ndiaye joyeux anniversaire à Ndeye Mbacké Ndiaye gudd fan wér-gu-yaram ak réussite totale de la part de maman papa ak toute la famille Conté et Ndiaye depuis Grand Yoff sinon beneen message bi c'est la nièce de Seydou Nourou Ba RFM elle a disparu donc moom ku réer la photom moo ci topp dans les normes merci donc moom ku ko xàmmee rek mën nga jokkoo ak ay mbokkam wala nga indil ñu ko am na 15 ans voilà muy Farmata Gadio elle a disparu Seydou Nourou Tall mbokk ñeesu Seydou Nourou bu RFM la elle a 15 ans donc ñu ngi ñaan ku ko xàmmee rek nga woote ci 77 745 79 49 beneen message bu ñu jot mais bi anniversaire la muy anniversaire u Pape Laye on lui souhaite beaucoup de bonheur c'est de la part de Mengue Faye Khady Sarr li ci des xam naa ci ay photo dinañ ko jàllale Sister Maria bu 7TV tey la anniversaire am on lui souhaite beaucoup de bonheur c'est de la part de toute sa famille Mati joyeux anniversaire Mathieu bu télévision Futur Média merci ñaatam à vendredi prochain Inch'Allah Baye Cheikh ma lay remercier di remercier ki nga xamante ne mooy May la Gambienne ci vax bi également ñi nga xamante ne ñoo ma ko ñawal Muna création Ndey Xujja borom Jidda également Jëdel ak Soda di nuyu Ibrahima di remercier Cheikh ñu ngi ci 77 032 89 64 remercier ñëpp di wax à toutes les dames bonne fête. Malé. waaw Pape Cheikh xanaa di masawaat rek Serigne Moxtala Tilala Fall doomam jooju nga xamante ne moo ñàkk ñaari waajuram yëpp ñu ngi ko koy jaal bu baax a baax et puis nag di remercier ki nga xamante ne moom moo di Oyofal Bayleya moom moo ma habillé tey 78 635 78 35 ak ki nga xamante ne nag moom moo di Maggi ci Musóori ci Piki Yasu ci Fulaari Astu Mbenn Cubo si borom laar seen naa ko fi ñu ngi koy bisu voilà Fiso
merci beaucoup Baye Cheikh à lundi incha allah ci beneen recette xanaa aussi di jaajëfal rek madame Konaté Ndeye Marie Kousak mi nga xam ne moo ma jox vaccin bu rafet bi Rama nag moo ko ñëw mu ngi fële ca gàddaay remercier ñëpp rek Baye Cheikh di leen jox rendez-vous dimanche incha allah ci les saveurs sucrées salées de Sophie Baye Cheikh. voilà merci et puis ñu ngi nuyu à institution Saint-François d'Assise bu Tivaouane Peulh ñoom la Assoumben ci bu invité woon l'art ils sont venus nous voir venez ñu gis leen très rapidement comme ça ñu tàggoo waale voilà très rapidement donc institution Saint-François d'Assise bu Tivaouane Peulh ñu ngi leen di béggee c'est des élèves qui se débrouillent bien en classe avec leurs professeurs donc ils étaient venus dans le cadre de l'émission l'art bu Assoumben Thioub c'est ça Adja voilà donc ñu ngi leen di nuyu merci d'être venu ah vous étiez avec Tata Assoumben ah vous avez parlé de quoi? Vous avez parlé de la lecture, des livres et des œuvres. Bravo, voilà. Continuez d'être bien à l'école. Donc ñoom vous les verrez très prochainement ci télévision Futur Média puisque ñoom la Assoumben Thioub invité woon ci l'art donc c'est des élèves de l'institution Saint-François d'Assise bu Tivaouane Peulh Oustaz Pape Hann merci ba ci kanam incha allah pour Sira. incha allah Alaaji Pape sa émission bi waaw sama programme sa programme. mais maa ngi nuyu suñu directeur suñu parti bu bees bi. RCB. Ibrahima suñu secrétaire général di Ibrahima Bari. bu impôt mooy sunu secrétaire général. ñu ngi la ciy woo sax pour nga ñëw dugg. man damay jënd carte de membre. jërëjëf nuyu sunu chef de quartier. madame Fall bu chef de quartier bu Almadi 2. moom xam nga man fa laa dëkk Almadi 2. sunu chef de quartier boobule maa ngi koy ñaanal yàlla defal ko jàmm. allahumma amiin kon Alaaji Pape. jaal sunu jigéen Adja Ndeye Bint Diagne. doomam bi génn àddina Ibrahima. yal na yàlla yokk ko yërëm di ko dolli muñ. ndax dee dafa metti Adja Ndeye Bint maa ngi lay masawu di la jaal bu baax a baax a baax. ba 16h ñu waxtaanee Seydina Muhammad. incha allah sallallahu alayhi wa sallam. mu ngoog kon fii la ñuy jaaree jeexal yeewu leen bi on va se retrouver lundi bon week-end et au revoir. Birthday boy. Happy birthday. It's your day, it's your day, it's your day. Bés bu dellu si moom na nga koy fêté sa gaay yëpp ci heure bi. Bés bu dellu si moom na ni nga dund which is ain't no the best. Finger burger ya kunu, baby free, enjoy your day. Turn up, summer day I'm the best. Kona joko gado summer gado no delay. Panel, fais polite tones of the dude, but I'm late on Lord. Yeah, c'est ton jour. Happy birthday, it's your day. Taste of butter, you never do tell but you look so sweet. Happy birthday, what will carry and do you fit it big? It's a birthday party, what will carry? Got the happy, sit in the party, sit in the party.